mbokk yi mbaa jàmm ngeen yendoo ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média gërëmati leen ci fidélité bi bienvenue ci quartier général premier talk show fii ci Sénégal grâce à vous hashtag bi xam ngeen ko quartier général la wala QG 2018 ñu ngi jot seen i message ñu ngi jot seen i yóbbante li ñuy def rek mooy rafetlu cofeel gi nga xam ne am ngeen ko ci programme yu télévision Futur Média mais rawatina quartier général li ñuy def rek mooy tàmbali jotaay bi ak téléservice bi ëllëg dimanche lay tombeel li ñu def rek mooy jàll ci xibaaru jaww ji di météo bi ak Marianne Siva ñu ngi lay nuyu Marianne. ñu ngi lay fay Pape Cheikh di nuyu téléspectateurs yu ñuy seetaan di nuyu également ñu toogal ci plateau bi suba incha allah Ndakaaru dana xëyee 19 degré Diourbel moom 21 degré lay xëyee Kaolack ak Linguère kenn ku ci nekk dina am 22 degré Saint-Louis 15 degré Podor 25 degré Matam 32 degré Ziguinchor 21 degré Kolda 25 degré Tambacounda ak Kédougou 29 degré la ñuy am ngoon gi Ndakaaru 25 degré moo fi am Diourbel ak Kaolack ku ci nekk 43 degré Saint-Louis moom 30 degré lay am Podor 43 degré Matam 47 Ziguinchor 40 Kolda 43 degré Tambacounda 45 degré Kédougou 43 waxtu yu ñuy digal suñu mbokk mool yi ngir ñu dem ci géej bokk na ci suba gi 11h34 bu jotee jàpp 13h34 ngoon gi tamit baax na pour napp bu 23h55 jotee jàpp 1h55 géej gi dana yéeg bu 7h39 jotee jàpp 19h55 dana xaw a dal bu 6h19 jotee jàpp 13h39 jant bi dana fenk bu 6h39 jotee laataa muy so 19h40 wax ni rek suñu mbokk mool yi bu ñuy dem géej nañu yóbbaale seen gilet de sauvetage bu ñu bëggee seenu kaaraange jaajëfal bu baax service météo Baye Cheikh. ñu jàll ci taux de change bi bu ngeen bëggee wecci CFA ak yeneen xaalis yeneen dëkk yi ñu jox leen naka la ñuy weccee sunu xaalis ak yeneen xaalis yi dañu koy njëkkee ak xaalisu Amérique $1 ñoo ngi koy weccee 562,675 francs CFA 1 euro ñoo ngi koy weccee 655,957 francs CFA une livre sterling xaalisu Grande-Bretagne ñoo ngi koy weccee 748,476 francs CFA un yuan chinois ñoo ngi koy weccee 88,0413 francs CFA un dirham mooy xaalisu Maroc ñoo ngi koy weccee 59,2507 francs CFA un rial xaalisu Makka fi ñëpp bëgg a dem ñoo ngi koy weccee 150,047 francs CFA one dalasi xaalisu Gambie ñoo ngi koy weccee 11,9323 francs CFA. julli suba daañu ko julli bu 5h22 jotee tisbaar moom 13h07 lañ koy julli takkusaan 16h29 timis 19h39 geewe 20h49 lañ koy julli ku ko mën na nga julli ci waxtu te boo jullee ba pare bul fàtte ñaanal jàmm Sénégal Baye Cheikh. bu weesoo waxtu julli naafile yi bu dee defagu leen ko dañ ciy jàll léegi nii ak oustaz Assane Seck oustaz ñu ngi lay ziar dellooti la sa wàccuwaay naafile yi tey naka la tëddee. ñu ngi lay delloo ziar Baye Cheikh di ziar mbokku téléspectateur télévision Futur Média ak évidemment ñi ñu bokkal plateau bi di leen ñaanal koru jàmm tey nag mooy guddi fukkeelu fan bi ak benn fa tabarakallahu naafila bi ñeenti rakk lay doon boo defee ñaar sëlmal defee ñaar sëlmal rakk bu nekk mën nga si jàng benn fatiha juróom-ñaari inna anzalnahu fii laylatil qadri ba mu jeex waaye itam yokk si juróom-ñaari qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad moom lañ gën a xam si suratul ixlaas boo sëlmalee nga def juróom-ñaar fukki salaatu ala nabi boo man bi gën a gàtt mooy allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nee nañ képp koo xamante ni def nga xeetu naafila bi suñu borom subhanahu wa taala mën na la jéggal sa bàkkaar yi nga def ak yi nga defagul fa tabarakallahu waaye itam teggi la lépp loo xamante ni njàqare la wala tiit wala loo xamante ni daf lay jax-jaxal wala loo xamante ni ay musiba la boo ko defee yàlla mën na la ko teggil waaye itam ëllëg incha allah bu soobee suñu borom mën na la dugal àjjana bi duni xisaab maanaam dugal la àjjana nga ñëw mu ne la non-lieu dugal aljana yal nañu ko yàlla defal ñu ñëpp Baye Cheikh ku mën lu ko ëpp tamit nga def ko ndax yiw du doy waaye itam wér-gu-yaram du doy waaye itam li nga xam moo di jàmm du doy yal na yàlla dool di jàmm si réew mi. amiin et puis j'espère que nit ñu profité nañu bu baax ci fukki fan yu njëkk yi. waaw fukki fan yu njëkk yi Baye Cheikh comme ni ñu ko waxee woon rek yërmande la te la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon rek lu baax bu fekk jullit bu nekk lu baax fu mu nekk rek moom moo ko moom alxikmatu dallatul mu'min lu baax ak yiw Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na fu ko jullit fekk rek na ko jël alalam la kon fukki fan yi ñu nga xam ne jeex na daanaka fukki fan yi yërmande la
képp koo xamante ni yërëm nga si jaamu yàlla yi moo xam bindeef yu ñu mën a doon rek suñu borom subhanahu wa taala mën na la yërëm te ku yàlla yërëm sa àdduna ak sa àllaaxira yëpp dana jag. kon nañ si profité bu baax ndax tey mooy guddi gu mujj gi lu waay man si dimbali doomu aadama si lu baax si xam-xam si jox ko mu lekk si faj ko si jox ko tuwaa bu baax mu dëkk si xattaa jox ko si jaada bu muy jaamoo yàlla sax bu ko xeeb nga defal ko loolu lépp dafa bokk si yërmande comme ça nga mën a am yërmande suñu borom subhanahu wa taala ndax yàlla ay mbindeefam rek la am ku leen yërëm rek mu yërëm la. mu ngoog docteur Ahmed Khalifa Niass moo nekk ganuk quartier général ba ñu ko tàmbalee ba tey at bu jot internet yi surtout ñoo koy gën a laaj tey daañu waxtaan ak moom ci actualité waxtaan ak moom ci carrière am waxtaan ak moom ci parcours bi ak gëj gis gi ñu koy faral di gëj gis ñaare donc yu bëri ci ay ponk wàcc nañ ko pour waxtaan ci ak moom ci jotaay bile muy Ahmed Khalifa Niass ñu fàttaliwaat leen ni mën ngeen bokk ci émission bi au-delà de seetaan bi ñu ngi ci sunu ay plateforme moo xam ci réseaux sociaux yi hashtag bi QG 2018 Facebook Twitter Marianne ba Instagram. noonu la Pape Cheikh Facebook/QGTFM wala Twitter hashtag bi QGTFM la wala Instagram ngeen bind ñu GFM SN wala ngeen xool suñu ay coulisses GFM-du-6 Sénégal waaye itam mën ngeen ñu xool en direct wala ngeen am lépp luy xeetu replay yoo xamante ne mooy émission yi am télévision Futurs Médias wala rajo bi ak suñu ay support ci suñu application boobu di GFM et vous application bi nag da nga koy télécharger gratuitement moo xam da nga nekk Apple Store wala nga nekk Play Store nekk si yore beneen xeetu Android donc application bi nag boo ko téléchargé comme ni ma koy waxee di nga am lépp luy direct ak replay loo xamante ne moo fi am waaye di nga am également li nga xam ne moo di TFM religion nga xam ni lépp luy xeetu diine lu am fii nii Sénégal di nga ko am ba ci Popenguine bii ñu jugee di ngeen ci am ay xeetu reportage yoo xamante ne jotoon nañ ko si def coupe du monde bi mu ngi ñëw di ngeen ko am ci L'Obs TV également lépp luy programme waaye tam programme festival Salam di ngeen ko am ci biir application boobu comme kon ni la ko Pape Cheikh waxee Ahmed Khalifa Niass mooy nekk suñu gan wéy leen duñu bind ci suñu plateforme yooyu ñu ngi leen di xaar. mu ngoog démb la ñu tàmbali festival Salam 2018 démb daanaka neex na ngeen fanaan ci télé bi tey nag di ngeen nekk à cheval diggante Grand Théâtre ak fii ci plateau bu quartier général dañuy boole ñaari QG ak festival Salam démb ña nga woon CICES tey nag festival baa nga Grand Théâtre ëllëg ji la ñu dem fi nga xam ne ni mooy terrain ACAPES bu Parcelles Assainies lundi ñu ngi jëm Esplanade Stade Caroline Faye bu Mbour mardi 29 mai ñu ngi jëm plateau bu ñuy amal fii ci télévision Futurs Médias ak mag ñi mercredi festival baa ngi jëm Sorano et puis vendredi 1er juin mooy clôture bi festival baa nga jëm fi nga xam ne ni mooy boulevard Général de Gaulle xanaa rek li ñuy def mooy tàmbali duplex bi ak sunu équipe yi nga xam ne ni ñoo nekk ca Grand Théâtre Baye Abdou Aziz Mbaye la ñuy jokkool ñu ngi lay nuyu di la ziar Mbaye delloo la yow itam sa wàccuwaay démb ba tey Sénégal mu ngi dund ci rythme festival Salam tey festival baa ngi foofu ca Grand Théâtre. jërëjëf Pape Cheikh man tamit maa ngi leen di nuyu di la sargal di la njukkal bu baax a baax di la gërëm di gërëm ñi nga bokkal plateau bi li nga wax dëgg la depuis démb festival bi door na war borom xam-xam yi waa université yi bi ñu dalalee ñi nga xam ne ñoo jógee Caroline du Nord université boobu ñu lëkkaloo ak université Cheikh Anta Diop ci ngoon gi wax nga ko léegi ñu ngi woon fi nga xam ne mooy CICES foofa nag Pape Cheikh lépp loo xam ni la fa amoon lépp sax gis ngeen ko parce que nit ñaa ngi koy seetaan tey ñii fii ci Grand Théâtre nga waxee programme bi noonu la wax rek ni festival bi festivalu Sénégal la festivalu peuple festivalu askan wi kon bu dee yëpp askan wi fokk ñu fekk askan wi fi ñu nekk moo tax Ndakaaru bi ñu demee CICES ñu ñëw Grand Théâtre bu subaa ni nga ko waxee noonu la ñuy toppee ba dem ACAPES tey waa Parcelles ak ñëpp nga xaar festival kon festival baa ngi noonu Pape Cheikh programme bi tamit noonu la tëddee tey est-ce que mën nañu xam maa ngi dégg sànq ni ku mel ni Ndiogu Afia mu ngi fa am na itam yeneen i kàngam yoo xamante ni ràññee nañu leen ci ay cant ak tantal Nabi ndax mën nañoo xam tàggkat yi nga xam ni ñoom ñoo tase foofu ca Grand Théâtre Baye Abdou Aziz. waaw mën naa la ko wax ci lu gaaw wax nga léegi Ndeye Fatou Niang war nga ko xam moom pour nu xam la Modou Galas Mbaye mi nga xam ni mooy woy wu rëy woowu jëmale ko seen xar yu ni sa sëriñ Modou Galas Mbaye Ndim Sène invité woon nga ko xam nga ko mos nga ko noonu mel waa plateau bi xam nañ ko tey ndax moom façon
ni muy defaree loolu dafa rëy ci nit ñi am na aussi ki nga xam ni mooy Aziz Ndiaye Jamil waa kër maam Seydi Jamil lañu am na Cheikh bu Diop Cheikh Diop mi ngi fi Ablaye Mbuub bu Thiénaba tamit mi ngi fi Alioune Badara Ndiaye xam nga ko bu Guédiawaye moom it mi ngi fi am na koo xam ni El Hadj Seban la dëkk mi ngi jógee Ghana moom it ci la bokk taalibe Baye yi la moom it tey lay ñëw fii da ko waa théâtre da ko waa grand théâtre di découvrir Ndiogu Afia tudd nga ko léegi Sadbou Samb bi nga xam ne moo nekk Mbour moom day ñëw fii waaye dañuy ànd ak moom demaat Mbour ñi ngi xaar sunu mbokk Turquie ak égyptien xam naa ni léegi naa ci am information seen installation ak seen ñëw fii ci Sénégal loolu mooy programme bi nga xam ne mooy ñi fi war a déglu tey te théâtre bi commencé fees ñi ñaa ngi ñëw léegi rek bu ci kanamee incha allah Pape Cheikh boo dellu si waatee xam naa di nga fekk ñu nekk ci biir festival bi fii ci Grand Théâtre. allo Pape nekk foofu ci waxtu wu ne bu ngeen soxlawee antenne bi mën ngeen ñu ko laaj ndax tey dañoo bëgg rek téléspectateurs yi bëgg ngeen nekk diggante Grand Théâtre ak fi nga xam ne ni moo di plateau bu quartier général jërëjëf Mbaye ñu ngi ndokkeel itam El Hadj Mbaye Garmi ak Pathier Cheikh Thierno Ndiaye ñoom ñëpp a ngi foofu tey daal defe naa démb neexoon na mais tey da caa nar a rawati papa mais tey la nar a te télévision bi ñëpp koy nekk diggante jaabante déglu ki nga xam ni mooy sa invité tey mooy Ahmed Khalifa Niass ak seetaan li nga xam mooy Grand Théâtre foofu ci télévision Futurs Médias rek la am feneen wallaahi donc jaabante gi ca kanam lay doon jërëjëf Mbaye fàttaliwaat leen ni bu weesoo Grand Théâtre ëllëg festival bi dina nekk fi nga xam ne nii mooy terrain ACAPES et puis lundi festival bi dafay dem ba dëkk bu ñu naan Mbour ca stade Caroline Faye ba noppi di ngeen am plateau bu mag bu ñuy waxtaanee mag ñi le 29 mai di tombé ak mardi mercredi nag incha allah festival bi delluwaat fi nga xam ne ni mooy théâtre national Daniel Sorano clôture bi nag incha allah vendredi lay tombeel 1er juin ca fi nga xam ne ni mooy boulevard Général de Gaulle. À propos du festival Salam Aïssatou Paye Fall ñu ngi lay nuyu gis nañu ni lépp rek ngi tàmbali fii ci Ndakaaru ba ay délégation jógee bokk ci festival bi dem dëkk bu ñu naan Caroline du Nord ci seen université am lëkkaloo bu fa juddu ba mbir mi nar a jur lu ñuy waaj a def ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar muy département religion ak spiritualité. waaw Baye Cheikh maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu sama naataangoo yi toog fii yëpp di nuyu ñu ñuy seetaan comme ni nga ko waxee festival Salam bi door na démb nag ouverture bi dafa coïncider ak ay réflexion yoo xamante ne ay universitaires yu jógee Caroline du Nord ak waa université Cheikh Anta Diop ñu lëkkaloo ak waa ministère de la culture ak président Youssou Ndour bi nga xamante ne moom moo initié festival Salam bi ñoom ñëpp nag dañu daje woon foofule ca wax ngir nag commencé benn atelier international boo xamante ne dañuy xool naka la ñuy def ba sanc département de religion et de spiritualité mu nekk lu am solo ngir rek gën a sukkali li nga xamante ne mooy suñu religion fii may sénégalais yi ak citoyens yi ñu xam lan mooy spiritualité lan mooy suñu religion lan moo ko ëmb lan moo ko sukkandiku lan la sukkandikoo ndaxte si ay dëkk yu bëri lu si mel na ay université États-Unis ak yeneen université am na ay département yoo xamante ne dañ fay jàngale diine ak spiritualité donc ñu nar a amal lundi la nar a door lundi 29 mai jàpp mardi lundi 28 mai jàpp mardi 29 mai ñu nar a amal ay réflexion entre universitaires ak ñi nga xamante ne ñoo ëmb maanaam réflexion boobule xool lan mooy pertinence su sujet boobule ak lan mooy modalité de mise en œuvre yi voilà dañ si ñëwaat bu élément bi pare c'est important lu toll ni UCAD ñu bëgg fa def département boo xam ne lépp ci wàllu diine defe naa dina gën a dalal xale yi parce que diine moom oustaz dafay dalal daf lay def li tubaab tuddee apaiser ça t'apaise waaw Pape Cheikh comme ni nga ko waxee diine moom bu ko yàlla joxee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir doomu aadama bi amam mën a nekk une âme apaisée mais même conscience am aussi mën a nekk une conscience boo xamante ni toujours day tranquille par rapport ak yu bëree bëri moo tax tey jii nii boo xoolee ñi nga xamante ni dañu am diine dëgg ak koo xamante ni pratiqué wul diinam souvent du ñu bokk ndax kële toujours moom mooy gën a dal moom mooy gën a am xel mu dal waaye itam surtout moom mooy gën a am li nga xamante ni moom moo di foi
te loolu dafa am solo nit ki nag mënuloo nekk si kaw suuf te amuloo dara loo xamante ni moom nga gëm rawatina ku gëm yàlla ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga ko waxee diine moom dafa nekk loo xamante ni lu dal la moo tax day apaiser moo tax loolu la yàlla waxoon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan ghaliza al qalbi lan faddu min hawlik kon fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr maanaam si gàttal nee na ko boo nekkul nit ku dal ku tey ànd ak li nga xamante ni moom mooy ndànk-ndànk gars yi fii nañu la ñukk sa diine dem seeti ji leneen kon dafa laaj dal ak tey te yaakaar naa ne département religion ak spiritualité boobu dina nekk loo xamante ni lu amal réew mi njëriñ la Baye Cheikh mu ngoog daan ci ñëw xam naa bu ca kanamee ak Aïssatou Paye Fall Faty Dieng ñu ngi lay nuyu ana Modou Fall mi ngi lay nuyu Fatou Modou Fall tojati nga télé bi rek boobu tey la ku yebu maintenir sa tee de Pape Cheikh tey moom fi nga génn xam naa ñi prôné président Senghor bi mu xoolee jigéen ba mu ñuul da koo tëggal poème femme noire femme nue xaw ma lu mu ca teg nag waaye way rëy na je te jure yaa ko gën a xam oui merci de maintenir d'avoir maintenu ta peau ci kanam dinañu dem Ndar. voilà merci beaucoup Pape Cheikh xanaa ma nuyu la rek nuyu téléspectateurs yi naka noonu sama natango yi ma bokkal plateau bi ci kanam tuuti ci sunu jàmbaar yi daañu doxantu ba dëkk bu ñu naan Ndar fekk mu nag benn jàmbaar Pape Cheikh soxna la soo xam ne ay atam tax na ko mag na du mag en tout cas borom këram moo feebar muy ñafe di jàppale njabootam. c'est une vraie battante quoi. voilà c'est une battante boo xam ne elle a 55 ans son mari est alité mais moom li ko gën a soxal moom mooy ëllëgu doomam muy jaay gerte di doxantu ci mbedd mi loolu daal ñëpp xam nañ ko xam naa ci kanam tuuti daañu fa dem dinañ ko gën a faram-fàcce quoi dinañ ko gën a faram-fàcce incha allah d'accord Alfi Ba damay insister ci ba bi ndax ñoom rek ay def ay formation cuisine ay njàngum togg ay taqale togg ay lijjanti togg c'est pas pour rien mu nekk professionnel ci matière bi elle a des naka lañ koy waxee ay loxo yee saf ñu ngi lay nuyu loo ñuy toggal xëdd bu ca kanamee. merci beaucoup Pape Cheikh nuyu naa la sama waa ji nuyu ñi ci plateau bi yëpp nuyu ñi seetaan comme ni ñu koy defee chaque jour ci quartier général am benn rubrique boo xamante ni moom la ñu jagleel xëdd bi. mais tamit mën ngeen ci sukkandiku def ko ndogu wala ngeen def ko après ndogu tamit. daf ciy baax Pape ñu ci ànd ak waa Sénico ak waa Beko tey ñu defar lu léger loo xamante ni ay beignet crevette lañu parce que bëri na variété yi bëri na recettes yi bëri na ak manière bi ñu koy toggee tamit bëri na donc tey dinañ leen jox beneen recette boo xamante ni dañuy jël pâte bi nga xamante ni moom la ñu waree tremper si pax yi maanaam crevettes yi daal di ciy yokk ay épices def ci ay herbes aromatiques xool lan lay joxe waaw day saf parce que ndoxu pépé su sax mën nga cee sóor ceeb. waaw mën nga sóor ceeb donc si pax yu rëy. Aïssatou tu connais pépé sou quand même. t'as été à Saint-Louis. Elle est Saint-Louisienne. J'adore le pépé sou. ah ouais franchement donc ndoxu ñeexu pépé sou rek. ñeexu pépé sou donc ay beignet crevette Pape Cheikh la ñuy defar yoo xamante ni mën nañ ko xëddee mën ko ndogoo ba pare mën ko def après xëdd parce que tamit après xëdd lu important la parce que bu fekkee da ngay fournir effort boo demee ba ay côté 23h tëddagoo da ngay xaw a xiif. donc ay beignet crevette yu sew sewaan yooyu romb. et puis le temps que Paco di ñëw parce que nee na dafay jàpp si sunu combat andil ñu dibi bu doy boo xamante ni ak méchoui boole ci tuuti ginaar ñu defoo ko rek le temps que beignet crevette bi di mu ngoog donc xëdd avec tous les animaux de la mer n'est-ce pas ak Alfi Paco day jàpp ci combat bi mais Orange dafa jàpp ci combat wu sénégalais yi de façon exceptionnelle ci weeru koor gi ak ay pañe ndogu yu muy wër di séddale ci wàllu solidarité on va recevoir dans quelques minutes waa Orange ci plateau bi bu ko defee ñu fàttaliwaat leen baax yi nga xamee ni Orange comme d'habitude daf ko jagleel sénégalais yi dinañ leen recevoir fii leeg ay minutes mais en attendant Exidex Talibé Cheikh barki démb dafa waroon a ñëw mais il a préféré toog këram pour enjoy li ñu nekkee woon ci émission bu mag boobu la ñu jagleeloon Sidi Hadj Malick sa maam Exidex. sama maam Pape Cheikh maa ngi leen di nuyu nag képp ku ñuy seetaan rek comme ni ñu koy defee rek samedi bu ci nekk Pape Cheikh dëgg la suñu xel bi yëpp ngoon ci plateau bi waaye nag dafa mel ni toog di ko seetaan sa kër daal ci koy gën a apprécier. macha allah li ngeen fi wax yëpp yan na ko yàlla wasaare ci dëkk bi. dégg naa toj na sa miir yëpp dama doon mbëkk miir yi. barke Rasulullah Pape Cheikh dama daanu dama doon dëkk saag yi man di jël samay poche. dégg naa kër gaa yàqu fi mu ne nii kër gaa yàqu. xanaa ñu ñaan rek ñu defaral la ko ci barke Mbay. waaw bilaay wallaay ndax bis boobu nag macha allah bis boobu dama àllu ba guddi gi quasiment nelawuma ndax ci ay macha allah émission bu neex macha allah wax dëgg neex yàlla Pape Cheikh loolu ñu koy rafetlu Sénégal yëpp a koy rafetlu nag moo tax tey ñu daal di doxantu rek ànd ak artiste bi lay Momo Dieng souvent artistes yi Pape Cheikh comme ni ngeen ko xamee dañuy faral di fàtte ne doomu réew mi lañu ay doomu jullit lañu donc ñoom seen bopp am nañu diine boo koy xool ju bëri ay pratiquants lañu waaye nag
comme dañuy gën a gis artistes yi ci kaw scène xëy na dañuy fàtte aspect boobu moo tax bu weeru koor jotee dañuy dem seeti leen waxtaan ak ñoom it ñu daal di fësalaat pas ci côté ngistal mais ñu waxtaan ak ñoom en tant que jullit diggante taalibe ak taalibe ñoom it ñu wane ni ci dëkk bi lañ bokk ay doomu jullit lañu comme ni ko Sénégal yëpp doonee donc Pape Cheikh tey Momo Dieng la leen andiloon. voilà mu ngoog et puis lu mu neex bañ di fàtte ni ay jullit lañu defe naa am na solo ñu recevoir nag ki nga xam ne ni mooy Yaye Ndikou Sy responsable fidélisation Orange maa ngi wax léegi ni Orange dafa jagleel client yi ci weeru koor gi ay mbir yu am solo yoo xam ne ni ku ne war na caa mën a sukkandiku bokk na ci li may waaj a wax di weeru koor gi Orange dafay topp solidarité ci wàllu action solidaire ak marmite du cœur en plus grâce ak mobilisation waa Sonatel Orange dafay def collecte ba noppi di effectuer ci weeru koor gi di ko joxe ba noppi itam am na ay famille yu bëri yoo xamante ni Orange jot na leen seeti ba ñu umee koor ba tey générosité boobu la nag la ñu bëgg a waxtaanee tuuti rek ci tënk ak ki nga xam ne ni mooy Yaye Ndikou merci d'être là si Malick. asalaamaaleykum Pape Cheikh. ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. ñu ngi lay fay. di nuyu téléspectateurs yëpp. di leen ziar. di leen ñaanal kooru jàmm. amiin ñaan yàlla lépp luñ si santu rek ñu nangu ko. ak ñu fekkee ko eggale ko ak jàmm incha allah. alors lu tax Orange di taxawal ay actions solidaires pour clients yi mu am Sénégal. xam nga générosité moom. dafa bokk tradition sénégalaise. Orange nag su ñëwee. dafay ñëw rek ànd ak sénégalais si li nga xam ne loolu la ñuy yëngu. mu ànd ak moom jàppale leen si. moo tax feddali kóllëre boobu. at bu jotee. dañuy topp suñu tradition rek. xanaa yokk suñu loxo chaque année rek. di fekk nit yi si li ñu bëgg. voilà bu weesoo li ngeen jagleel client yi naa ci ñëw léegi nii ay panier ak ay ravitaillement ay man saa yu ma leen séenee damay bëgg jege fa ngeen ne. waa dëgg la loolu nu muy demee. waaw xanaa déglu li nit ci bëgg rek. ñu ne xam nga boo nee koor di nga ne ndogu. soo nee ndogu nag di nga dem seeti nit yi fu ñu fekk. dem sargal leen. mais mënoon ngeen yem ci ndogu mais da ngeen cee teg ay ravitaillement. waaw loolu yëpp si dolli loxo la rek diwlin. dañuy dolli loxo. ndax bu ñu defee panier. dëwën bu ñëwee nga dolli leneen. nga ne xaaral leen ñu dem si ravitaillement. ndax ku nekk fu nga xam ne si li nga xam ne loolu la soxla. ñu dolli ko. ñëw fekk ji ko ndax mu amal ko njëriñ. léegi nag dugg nañ fu nekk. de quartier bu nekk dugg nañ fa ku nekk ñu fëgg sa buntu kër. dem nag xool ne que Orange da nga yàgg ànd ak moom. da nga yàgg ak ñun bokk nga ci client yi ñu gën a ràññee. kon il faut ñu ñëw rek sargal la. jox la suñu asaka yéene. macha allah suñu mënoon koñ bu ne dañ fay wàccee camion ravitaillement. xanaa ñu ne ñu joxe rek ku nekk benn par benn. ba bis bu egsi ci seen kër yi. di ngeen xam ne yéene Orange ak si na. diine moo njëkk a digle promotion ndax yàlla da koy def ci weer bi yenn saa yi ma tooñ suñu borom moom weeru koor gi day def comme Orange wala Orange yi toppandoo bon du ma ci sori waaye illimité 4900 bi boobu am na solo de ak ma koo miin. waaw loolu 4900 bi man ci laa xëy illimité 4900 boobu bëgg naa nga wax ci de. waaw dañuy taxaw ci illimité bi rek xanaa. balaa ñuy wax 4900. waaw ñu ñëw ñu ne la weeru koor bi. comme yëwan dafa xew. ñu gën a dolli suñu loxo. ne léegi nag da ngay woote illimité. 4900 bi nga doon am. nga ne semaine la ñu ne ci diiru semaine bi di nga woote di nga am SMS illimité. loolu lañ leen indil ci koor bi. am na beneen tamit. bu nga xamante ne dañu ne dañ leen déglu ñu ne ñun suñu bonus da daan jeex. Orange ne léegi bonus du jeex. léegi sa bonus bu amee ba nga jël ko utiliser ko ba muy waaj a jeex Orange day jël soppi ko ay point sargal ne la nag yaay tànn bu la neexee nga def minute d'appel bu la neexee nga def passe internet bu la neexee nga def ko passe SMS et puis balaa ngaa xam njëriñu sargal nga banque ñàkk crédit ba bëri ay point sargal boo duggee ci sargal bi de mën na laa may nga woote te doo fay dara balaa ngaa xam ni sargal a am njëriñ sa passe internet jeex ba nga dugg ci point sargal yi calculer ñaata point nga ci am ba ñu ne la duut ne la am loolu MO yaa ngi. Dièse 221 Dièse sa soxla faju te doo fay dara. sargal amul woon moom. kon du baax mais lan moo tax nit ki client bi mën a convertir bonus point Orange yi mu mën ko def mu mën a def bonus bi en point sargal. waaw mooy choix bi ñuy wax rek. mënoon nañ la ne sa bonus du jeex nga woote si rek yem si mais comme point sargal yi du jeex tamit te mun nga tànn loo koy def heure bu la neexee yaay toog xam da nga toog ndogu di waaj a jot nga am loo war a woote yaa xam ba xam da nga tëdd sa diggalal tàyyal jug jëndi crédit yooyu yëpp am na nga ñëw
ak xëdd bi waaw n'importe quelle heure kay c'est. nga jël ko convertir ko. nga ne su ma neexee woote. su ma neexee dugg ci internet bi. su ma neexee ma jël ay SMS. yow daal yow yaay tànn li nga xam ne heure bu mu la neexee ak li la ci neex. nga jël ko def ko sa bonus. voilà man lépp lu may def dama ci bëgg a nekk VIP te dégg naa sargal bi am na gold te man je suis gold lan laa am droit. waaw dañu xool client bu nekk li nga xam ne loolu la soxla. ñu dem ci moom. ki nga xamante ne dafa soxla moom mu ne man kat yenn saa yi ma am tolof war naa mun a woote ñu may la ay points. keneen ki nga xam ne am na yeneen soxla client yi ñu gën a ràññee ñu ne leen man gold la ñi nga xam ne dañuy recharger ñu ñëw ñu ne leen am ngeen ay avantages ñu njëkk la ràññee nag benn carte. jox la carte gold bi yaa xam gold nga wala platinum. d'accord ñi nga xam ne dañuy recharger plus de 30 000 par mois. ñooñu ñu ne leen yéen ay gold ngeen. am na ay soxla yoo xamante ne bu ngeen di dem di jëndi. maanaam ay yére wolof wala ay yére. wala ay matériaux de construction yooyu yëpp boo ko soxlaa da ngay dem nga wane sa carte ñu wàññil la ko tey suñu ñi ngi am plus de 75 enseignes partenaires. yu nga xam ne boo demee di nga wane sa carte ñu wàññil la. bi ci gën a terre à terre dama ci nekk ak koo xam ne dafa amoon carte gold bi mu soxla ko yóbbul ay yéreem pour ñu fóotal ko mais carte bi mu am moo ko permettre ñu ñëw jël sil ko yére yi dem ñu fóotal ko defal ko réduction indiwaatal ko et puis y a d'autres avantages que j'ai découvert ak sargal bi. loolu la boobu mooy Aïcha. Orange Aïcha Aïcha moomu sax. Aïcha. ak Orange Aïcha daal moom la ñëpp di wër fi mu toll nii naan anamu ak fu mu nekk. fan la làqatu boobu Aïcha. Aïcha mu ngi làqatu Orange. Aïcha liggéeyam mooy yombalal leen seen àddina. mooy dañuy xool ñi nga xamante ne rek ñoom seen jot bëriwul. wala xanaa am na yu bëri yu ñu war a def yoo xamante ne Aïcha mën na leen ko yombalal. mu ne waaw soxla boo am nga woo Aïcha. comme li ngay wax di nga toog yenn saa yi nekk si xat-xat. si ay yitte àddina nga am yenn course yoo xam ne da nga soxla ñu doxal la ko nga woo Aïcha mu yónni coursier dem jëli ko yóbbul la ko wala nga bëgg voyager nga ne fii ak jas de sori na damay teel a dem su ma agsee nu may def nga woo Aïcha Aïcha ne la kaay toog salon aéroport nga noppalu ñu toppatoo la ba sa heure vol dem jot nga dem yooyu yëpp mu ngi si Aïcha lépp loo soxla balaa ngay voyager soo ko oowee ne ko Aïcha wutal ma billet dama yàkkamti 600 221 rek 221 miinoo ko t'as jamais su man de Aïcha maa koy soog a dégg. dafa mel ni da ngeen di def agence dafa làqatu woon. dafa làqatu woon kay moo tax may laajte ay Aïcha da ngeen di def agence bu nit bi bu personnel assistance personnelle wala shopping international la kon. du si benn Orange yënguwul si agence. Orange dafay yëngu rek si lu nga xam ne mooy bëggal client yi. d'accord lii bëggal client yi nag mooy suñu indee Aïcha soxla boo am. Aïcha bu ko xamul dina wuti nu mu la ko lijjantilee. ñëw indil la ko. am na ñu naan demal jëlil ñu nag Podor indil ñu ko. Aïcha dem jëli ko. wallaahi am na ñu naan demal Paris j'ai tenté essayé na expérience bi. 600 221. ku si Aïcha woowul. wala nga xool si biir Diez 221 Diez nga xool sa statut. boo gisee ne yow bokk nga si Aïcha. soo wootee 600 221 nga am sa soxla Aïcha dina la ko fajal. mën nga am soxla nga ne indil ma saak. Paris la jóge mun nga ko ne demal Ndar sama mbokk yi nga ne demal nga jëlil ma foofu sama kër yaay loolu yëpp mu ngi foofu Aïcha daal si loolu lay yëngu Orange nag dafa woo ay ndaw yu mel ni ñun yu nga xam ne dañu nekk si dëkk bi di yëngatu bëgg jëkk bi jëm kanam ñu leen di wax ay entrepreneur ñooñu depuis 2014 ñu ngi ànd ak ñoom si Aïcha bi nga xamante ne di leen aider di leen accompagner ndax tamit bu ñu fàttee Sonatel société nationale à la base donc ñun dafa am lu ñu war si dëkk bi képp ku jug di nga xam ne da ngay dox si luy jëmale kanam dëkk bi dañ lay jàppale léegi start-up yooyu nag dañ leen jël ne leen kaay leen yéen li ngeen di liggéey li ngeen di yëngu suñu clients yi soxla nañ ko kaay leen ñu ànd liggéey ndax ñëpp bég si léegi depuis 2014 ñu ngi am ñaar ñu nga xamante ne ñoo ngi ànd ak ñoom ñu leen di tette di ànd ak ñoom di leen aider ñuy développer seen activité loolu mooy indi tey ñu ñëw tiim suñu clients yi sañ leen wax ne tey moom Aïcha lu ngeen ko laaj rek dina leen bëggal. yéen daal jaayatu leen da ngeen di maye. waa gis nga de dañuy maye ndax clients yi ñoo ko laaj ñoom ñoo soxla ñu bëggal leen. comme dañoo fidèle ak ñun ànd ak ñun lu yàgg si ànd bu rafet. boobu ba léegi tey gis nañu ay clients yu nga xamante ne. depuis plus de 20 ans ñu ngi am seen puce Orange. ñu ngi naan ñu jamonoy Alizé. ñun ba ñuy jënd suñu puce boobu temps lay jar. depuis jamonoy waaw Alizé dëgg la loolu la léegi yooyu loolu moo tax nag ñu ne clients yi nag dañ leen war a delloo njukkal. sargal leen si Aïcha bi. sargal leen si carte gold yi wala carte platinum. sargal leen si Orange sargal. nga xam ne ku ci am soxla rek dañ la koy fajal. voilà ren ci weeru koor gi da ngeen cee
teg programme boobu ñu tàmbali ci télévision Futur Média di tous pour un bon Ramadan kër gu ñu dugg ba tabaxaat ba defaraat ba dimbali leen da ngeen ciy teg dundu ak ay mbir yoo xamante ni borom kër yi dañ ciy kontaan gis naa ngeen jox borom kër goo xam ne ni grâce ak tous pour un bon Ramadan pour atub lëmm du fay lu muy wootee teg ci ay dund ak yëfi sargal yooyu loolu itam am na solo ñu ngi ciy gërëm Orange bu baax a baax yaa ndiko jamono illimité rek lay wax Orange dafa ñëw rek xàll yoonu illimité ne tey nag ñi nga xamante ni dañuy def lu baax nga fekk njaboot nga defaral ko këram su defaree kër ba pare borom kër gi lu muy xalaat dund borom kër bu ne loolu ngay yëngu ñu nekkoon xaaral ñu oyofal ko loolu ñëw indil ko dund parce que indil ko ravitaillement jox ko ay pañe ndogu ne que lii tamit suñu asaka yéene la rek ñu ñëw def ci suñu loxo leneen li nag mooy comme ku nekk si li ngay yëngu war nga see mën a bokk ak nit yi ñu nekkoon dañ leen may 1 an illimité ndaw si nga xam ne moo am yéene jox ay parents am ne leen dañu bëgg ñu tabaxaatal leen kooku wutul dara pour boppam waaye rafet nañu gestu ko ñu jox ko 1 an illimité ne ko wooteel connecté wul envoyé message lu la neex ci giiru at doo def dara chaque weer rek Orange dina ñëw envoyé la li nga xamante ne di nga soxla pour jokkoo ku la neex heure bu mu la neexee voilà en tout cas man ñam naa ko te duma ko bàyyi donc xaw ma ndax ñam ngeen Orange ku ci nekkul Orange demal vers Orange ndax li mu jagleel nit ñi surtout ci période bi mën ngeen cee profité man nag damaa woolu Aïcha ne ko dama bëggoon ci yu baax yi ngeen di séddale ci weeru koor gi ndax mën ngeen ñu cee may tuuti Aïcha livré na ma ay sac pour tout le plateau voilà bu fekkee mën nañ ñu ko jottali comme ça ñu baaxee ko sunu gars yi fi nekk merci en tout cas pour tout ce que vous faites ci dëkk bi lan ngay tëjee kaddu gi pour Orange ak kiliyaanam yi seetaan tey quartier général bi yaa indi ko xanaa jërëjëfal leen rek ne Orange fu mu dem rek ak lépp lu ñuy yéene def clients yi ñoo tax te ñoom bégal leen moo leen tax a jóg donc ñoom saa yu ñu demee su koo gis muy client bu nga xam ne dafa yàgg ak ñun wala client bu nga xam ne dafa xarañ si ñun séddaleel Aïcha waaw kii du Aïcha naka mu ngi xool kanam bi wala Aïcha laqatul buñ la gis buñ la gis laqatul bàyyi ko mu tëj te bàyyi ko mu dem te bu indi ay problème boo ci duggee da ngay am sponsor bàyyi ñu ay waay bàyyi ñu boo ko tekkee si olof mooy loo xamante ni c'est illimité waa gis dama xamul nag bonne coïncidence la waaw merci Aïcha Aïcha ngi nii voilà Aïcha daal mooy illimité rek mu ngoog merci yaay ndiku merci beaucoup kontaan nañu bu baax maa ngi jaajëfal ñëpp merci beaucoup merci ñu ngi gërëm bu baax Orange ak partenaires yëpp en tout cas Sénégal ñoo far slogan boobu li koy dëggal rek mooy partenaires yi nga xamante ni ñoo jàpp ci suñu ay mbir plutôt vous rappelez que tous pour un bon Ramadan daañu ñëwaat ak Orange ci émission boobule dimanche inchallah en première partie de soirée di ngeen seetaan une première partie ak benn famille boo xamee ni fekk nañu leen ba jéemoon man ak bénévoles yi pour réaliser seen ay donc toutes vos infos concernant cette émission ci page Facebook bu tous pour un bon Ramadan ñu fàttaliwaat leen ni itam y a beaucoup de partenaires nañu waxtaanee ñeneen ñi bu ca kanamee ak Marianne Siva mais en attendant dama bëggoon a nuyu ki nga xam ne ni mooy Ahmed Khalifa Niass ñu ngi may wax ni yegsi na ma nga ca régie bu quartier général docteur Ahmed Khalifa Niass at bu jot ñun balaa ñu koy programmer sénégalais yi ñooy laaj kañ lay ñëw ci plateau bi moo tax tey mu defalati ñu honneur ñëw seet suñu docteur ñu ngi lay nuyu gërëmati la ni at bu jot ci cofeel ak fonk gi nga fonk sénégalais yi ba di ñëw di expliquer yu bëri yoo xam ne dañu fay jaaree xam peut-être yu ñu xamul woon ñu ngi lay ziar bu baax Seydi Niass. jërëjëf ñu ngi leen koy delloo. maa ngi nuyu ñi leen di seetaan. ak fépp fu ñu mën a nekk ci àddina ndax macha allah TFM bari nay feem yu baax yu ñëpp soxla te mi ngi koy génne ndax am na feemu diine am na feemu àddina te loolu mooy domaine nit ñun nag ci domaine nit la ñuy wax waaw domaine yu yàlla yaatu na ëpp na suuf si ëpp na asamaan si waaye nag domaine nit ñi moom moo tax mu yónni yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam kon ci foofu la ñuy accès li ñuy wax ndax diggante dund ak dee dafa jege te lu fa amul dootul amati ci wàllu jëf juy jëriñ nit ki kon war nañ ko koo leeralal mu ngoog kon ñu ngi lay xaar li ma la laajoon daaw laaj la ko daaw géej laa lay laajaat leen ba ren balaa nga yegg si ci plateau bi waxtu wi ñaare ba ndogoo ba noppi ci lan la lay fekk maanaam waxtu wi waaw ci lan la lay fekk ci wérd ci julli waaw ci fanaane naafila ci ndogu waaw ñun dañuy def naafila bu gudd bi ñuy wax tahajjud
ndax man balaa weeru koor wee ñëw damay woor ñeent fukki fan pour teeroo ko koor gi di ca def yëf yoo xam ne yàllaa ko santaane woon ci Moussa arbaina leylatan jooju maanaam damay bu matee damay noppaliku fukki fan door a woor loolu nag laay continuer ba mu juróom-ñaar fukki guddi yoo xam ne lépp ay ñaan la yoo xam ne dafa jëm ci mbindeef yi waaw di ñaanal mbindeef yi lu am solo la ndax maa ngi noonu lañ daan def. macha allah jërëjëf docteur ñu ngi lay xaar ci plateau bi bu ca kanamee tuuti lu tax ñu woowee ko docteur honoris causa la ci école de commerce bu nekk Lyon ba noppi itam bokk ci signataire yu déclaration universelle des droits humains pour la protection de l'environnement daañu waxtaan ak moom bu ca kanamee tuuti daf ñuy fekk si ci plateau bi bu ko defee ñu tàmbali waxtaan bi Dieynaba Seydou Ba lépp lu jëm ci wàllu dëkkuwaay yow lañ ciy àndal chaque semaine ci quartier général bi Seydou Ba Tall. Pape Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu ñuy bokkal plateau bi yëpp Ndoye Bane namoon naa la. ça fait un temps gisuma ko depuis mu ñibbi si Paris ba léegi. namoon ko ñaaw waaye yàlla baax na. sama doom bàjjan nga laa ko. maa ngi ñëw ci yow lay tàmbalee léegi ak sa élément. gis naa ko mu amal ay signature yu am solo ca pour Pire. donc yal na la yàlla jàppale ci loolu. voilà kon di gërëm ñëpp di sant ñëpp dina ñëwaat nañu. ci ak dëkkandoo yi nga xamante ni moom moo am ci dëkkuwaay yi am it aussi ci dëkkin wi. kon tey Pape Cheikh danañu ñëw tey ci lan mooy rôle lu syndic moom mooy mun nañ ko wax kuréel bi nga xamante ni moom la ñu war a organiser. ku seddali. Demba Ndaw yow filmeel ngay nga ne ci ruq bi ti soli arrêté. Demba Ndaw ko seede noonu. ci soli loo yow gis nga caméraman yi sànq dabaar nee na ma xanaa xamoo ni dégg naa affaire bi du am suba ma ne ko tëjëri do bi ti film kii ngay wax mu war a filmer di soli lu ci seen yoon ci émission bi. mais kii mooy Demba Ndaw sama xarit la nag. kële moom dañ ko yóbbu kaaru suba mu ñëw ci guddi gi ma ne ko loo fi def jili Maas nag bu mu def moom Maas Ndiaye moom day ràcc fële ca kanam moom lay lijjanti donc syndic la ñuy waxtaanee ci kanam pour xool naka la ñuy organiser dëkkuwaay ci immeuble yi mi nga xamante ni immeuble ñu jënd la wala immeuble en location. ci kanam lay doon. mu ngoog donc on en parle bu ca kanamee mu bëggoon nag ñu tàmbali ak Mouhamadou Ndoye Bane sama doomu bàjjan sama borom këru jabar Mari Bane tey dañuy delluwaat sa dëkk fi nga xamee ni mooy Pire d'abord ci kanam waa Pire ñu ngi ñaxtu boobu nag mot de quartier lay dugg ak bijou si mais en attendant da ngaa demoon Bordeaux gis fa loo xam ni da nga bëgg ñu initier ko Sénégal waaw dëgg la merci beaucoup Pape Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu sama mbokk yi toog fii ak sama patron bay di Dieynaba mooy sama chef moom maa ngi koy ziar bu baax ak Oustaz di ziar tamit sunu invité bi di Ahmed Khalifa Niass comme ni nga ko waxee rek xam nga soo musta tukki moom gis loo xam ne mosoo ko gis da ngay bëgg su dee lu baax la da nga koy yéene sa yow da ngaa bàyyi ba dëgër doog a tukki waaw xam nga dama bokkul non c'est vrai dama bokkoon ci ñi nga xam dañoo gëm seen dëkk gëm toog tekki waaye ñoo ko gën a gëm te ñu ngi dem waaw déglu ma rek toog tekki bi man laa gëmoon bàyyi ma ñëw rek sama doom bàjjet waaw dégg nga toog fii tekki fi daaw laay doog a am passeport ren rek xaw ma mooy doon déposé rek am noonu waaye ba ma demee dama faa gis loo xam ne lu bëree bëri mais benn ci affaire u xale yi nga xam ne ñooy taxawaalu ci mbedd mi te ñu koy gis Sénégal ma dem foofu gisuma benn xale buy taxawaalu ma dem ci benn kuréel goo xam ne ñoom dañuy toppatoo affaire u xale ñoom ñooy képp koo xam ne da ngay négliger sa doom ñoom ñooy jël sa doom ci yow nangu ko ñëw di ko récupérer ko léegi nag ka jiite bërëb boobu tudd Garan Coulibaly sénégalais la déedéet mbokkam la Mbour la dëkk conseil municipal la fële ca Mbour moo yor affaire boobu noonu bi ma demee ma laaj ko lan mooy seen secret mun ma fii état bi dafa fonk xale te nit ñi tamit dañoo fonk xale soo négligé xale dañ lay état bi da lay teg ay daan man ko léegi lan ngay mën a proposer en tant que sénégalais pour que xale yi génn ci mbedd bi maa ngi la koy wax tey mun mu benn sénégalais bu nekk su parrainé woon benn xale yi ci mbedd mi Pape Cheikh jël benn xale solidarité day ñëwaat waaw solidarité day ñëwaat Pape Cheikh jël benn xale dugal këram ma dool benn xale dugal sama kër ex jël benn xale dugal benn këram su yàggee léegi xale yi génn ci mbedd mi ñooñee nag état bi di leen subventionné di leen jàppale par exemple 100 000 francs par mois pour ñuy jàppale xale bi nee na loolu noonu suñ ko defoon ci dëkk bi léegi xale yi génn ci mbedd mi moo tax ma def ak moom benn interview bu ndaw rek pour ñëw dégtal ko sénégalais yi tamit autorités yi mën a jàng ci loolee su fekkee lu baax la exemple à suivre nañu ko xool kon ak Mamadou Ndoye Bane ca dëkk bu ñu naan Bordeaux mbedd mi pour génn leen je pense que ne il faut que état bi jël ay responsabilités
am na loo xam ne lu yomb loo xam ne si man sama xalaat bu gàtt. bu ko état bi defoon. dina doon mun a génne xale yu bari si mbedd mi. lu tax naka la leen di génnee mooy mu def système bi ñu def comme ici en France mooy système bi ñu tuddee famille d'accueil ñun xam nañ ne ku ne kër yu bari am nga kenn koo xam ne newoon na si kër gi nekk bu dul surga sax mais am na koo xam ne xale boo xam ne yaa ko yar dañ la ko jox nga yor ko si kër gi yar ko comme say doom kenn du ko sax dañ koy jaawale sax ak say doom. xam nga dañ genre yooyu Sénégal dafa faa yàgg. donc genre yooyu nag il faut ñu jéem a fexe ba formaliser ko maanaam état bi si boppam mun na jël ay famille d'accueil. famille d'accueil yi sax mën nañu xalaat par exemple si bàjjenu gox yi nga bàjjenu gox yaa ngi fa mais il faut que ñu jël yenn famille d'accueil yi jël xale yi dénk leen ko bu ñu ko dénkee chaque weer état bi jël xaalis boo xam ne da koy jël lii xale bi di soxla mu jël ko jox ko famille d'accueil boobu. jox ko borom kër gi waaw borom kër gi. bu ñu ko joxee borom kër gi. mais borom kër gi dina si dundal xale bi moom tamit dina si gis boppam te xale bi dina nekk dans de bonnes conditions. mu ngi mel ni man ma jël benn xale pare na ko. waaw. état bi dima fay 50 000 par xale. waaw état bi 100 000 par xale. waaw état bi dina fay 75 000 wala 50 000. voilà et puis ce qui fait plaisir c'est un Sénégalais boo xamante ni mu ngi liggéey ci loolu ci wàllu social y en a tellement yu nekk bitim réew donc c'est des exemples yoo xam ne mën nga ko gis bitim réew mu baax ñu roy ko def ko fii ci Sénégal te rax ci dool li gi nga ñii di jël gaal yi di dem Libye ak di jël désert bi da ci am ñoo xam ne ay mineurs lañu. am na ci gis bi ma demee ci centre boobu dañ doon bañ a filmer nit ñi mais salle boobu ngeen gis fa la ñu nekk am na ay africain am na yeneen ay xeet yu fa nekk yoo xam ni su fekkee jël ngeen gaal su ñëwee ñi nga xam ne ay mineurs lañ dañ leen di téye foofu di leen toppatoo am na ci ñoo xam ne dañu dof complètement daje naa fa ak benn télévision bu nekk jóge woon Guinée ñëwoon doon def lii ma fa doon def fa la ñu tase am na ci benn xale boo xam ne dafa wàññi ay atam def ni moom 2002 la juddu mais ci biir salle bi ni ñu toogee nii di waxtaan ñuy waxtaan waxu football mu jékki-jékki di nettali ki leen di jàngal duut ba Zidane duutoon 98 kooku dañ koy dàq xam nga après wallaahi gis naa France 24 ou TV5 def reportage bu mel noonu ci xale Sénégal bu fi jógee maak moom maasé waaye bi mu demee dafa ñu 18 ans la am donc ñoom it defuñu ñu bañ ko jàppale ndax xale la ci wàllu social donc c'est des trucs qui sont souvent compliqués mais le fait de soutenir des enfants et que état di ci jàpp itam defe naa loolu lu baax la mais Pape Cheikh na am na loo xam ne réew maa ngi koy gis ci réew mi fii ak mi ngi daw xale yi duñu mus a génn ci mbedd mi jaay na ba muy lan Ndoye Bane amul lu suukar baraada am na benn jabar am ñetti doom dem takkaat beneen jabar amaat ak moom ñetti doom ñu di ko bàkko no xaaral ma ñëw Baye Cheikh xaaral ma ñëw rek xam nga lu tax voilà xam nga ñu ngi koy waxtaan ñu soo waxee ñu naan dañuy yokk xeetu yonent bi xeetu yonent bi da nga koy yokk ci qualité ci qualité mais tey jii jur 30 doom te amoo néeg dafa baax jur 20 doom te amoo néeg xale yi dinañ dem ci mbedd ku ne mën laa wallu xam nga loolu la nit da ngay def loo mën kenn bañul nga takki jabar ami doom di tegale mais nit da ngay def loo mën di fay courant ñi di fay xam nga non xale yi ci mbedd mi la ñu mujj te réew mi soo seetloo Pape Cheikh fase dafay yomb da ngay fase da ngay gis jigéen gu aw sa sëy ak nit am ak moom fukki doom nga ko góor nga xëy suba fase ko dinaa la dog foofu tuuti waaw gis nga nit doomu aadama waaw amam si kaw suuf waaw suñ borom da koy bind ala kulli xaal ku mu ne di nga juddu waaw di nga judd waaw sabab ya ngay juddoo nag waaw nit ñi mën nañ toog ne par exemple damay sabab naan gis nga doom yi jigéen ñi di jël pour bañ a ëmb wala yu demee noonu bu neexoon suñu borom doom bu nekk mu def ko doomu aadama mu judd te doo si man dara xam nga moo am importance sens de responsabilité nit ku nekk li ñuy wax bët du yanu waaye xam na lu bopp attan Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo ko xoolee ci ki nga xam ne mu ngi dépensé ay millions yu bëri pour am benn doom rek après da ngay sant yàlla xanaa rek ñu xam ni xale yi juddowuñ ci mbedd yi voilà mooy li nga wax aussi am na solo mooy yoon sallallahu alayhi wa sallam mais pour yëfi doom moom mënoo fi xam nga ku muy tiitaroo ki nga xamante ni teg na tànkam fa mu tegoon tànkam moom sallallahu alayhi wa sallam bu la waxee ne laysa minna man shaqal juyuba wala tamal xududa wa daa bi daawal jahiliya koo xamante ni day agressé di siif alalu nit ñi di def naka sudul noonu kooku nee na yaa si boole sa bopp mais bokkuloo si maanaam qualité lay tiitaroo mais du quantité kon nit ñi aussi loolu nañ si bàyyi xel mais doom moom fu ko suñu borom tudd moom seede yàlla caméraman yaa ngi seede rek mais tamit Pape Cheikh jël émission bi Pape Cheikh nga am soxna waxal nga teg mu ngi guddi waaw oui ma nga am soxna am ak ñoom njaboot gu baree bari njaboot gu bari car macha allah ex après xëy suba fase ko
ndaw dem ak doom ya munu leen a yor xale yooyu ci mbedd mi lañ jëm te loolu dafa bari ay femmes yu nekk ci dëkk bi di ko dund ay góor yoo xam ne mérité wuñu am jabar dafa am ñoo xam ne dañu mérité wul am jabar bay am doom en tout cas jigéen waa léegi yow Ndoye Bane loolu ban xalaat nga ci am loolu yow sa gis-gis moom daal dem na France gis fa ay mbiram ñëw duñu rompale di daal ko nag mais c'est vrai parce que mais waaw léegi yow war ngaa mën a yàlla yóbbu na la fa ba foofu dëgg la li nga wax waaye war nga cee mën a andi saafara ci sa expérience at li ngay gis bés bu nekk at li ngay dégg. minuit moins 15. saafara ji mooy. état bi ci boppam. ñu dem ci assemblée voté fa loo xam ni. góor ñi ni ñuy fasee jigéen ñi dafa yomb torop te jigéen bu taxaw di la may ma baat nga bañ. di takk say jabar xale bi toog. yu rëy rek lay wax. en tout cas. yow ku góor ki heure boo bëggee fase sa jabar. fase sa ku jigéen ki su la bëggee fase du la mën a fase. kay loolu kay. islam fii ñaata góor ñoo fi téye baatu islam waxul loolu. waaye mais gars yi defuñu li góor ni mu amee sañ-sañ bu doon sama sago dañ ko àggali thème de la semaine dañoo bëggoon wane rek li nga jëlee Bordeaux voilà dama bëgg daal bu koor gi passé ñu waxtaane ko thème de la semaine wala wareef merci en tout cas c'est un bel exemple c'est vrai que xër ci Sénégal weesuwul boo demee ci dëkk bu développé nga gis fa yu baax da ngay bëgg Sénégal am loolu moo tax souvent nit yi di wax comme si dafa am complexe ci bitim réew du complexe mais xër la ci Sénégal c'est comme ñun dañuy roy yu doy waar yi waxatuma laak yu baax yi voilà xam nga Sénégal moom da ngay comme ni ko kii mi am na benn sujet bu am solo bu mu yëkkati léegi ci dëkkandoo bi mu ko waxee dama siggi xool ko Sénégal suñu bëggee mu neex kenn ku nekk na respecté sa dëkkandoo te sa dëkkandoo bi jiitu mooy sa jabar ak say doom bala ngay génn ci mbedd bi voilà de toute façon dinañu dem fu soriwul fii rek seen dëkk boobu Pire am na mot de quartier foofu comme ça ñu jéem cee développer ce sera pour tout à l'heure d'accord merci Mouhamadou Ndoye Bane ki ma bëgg nag ñu ñaanal ko yàlla lafal ko cat ndax tey moo nekkoon ci làmmiñ yëpp Sadio Mané la tudd ak match boobu la nga xam ne ni c'était comme une coupe du monde voilà Mamadou Ndiaye yaa ñu ko suivre mais ci gàttal rek nga wax ñu tuuti ce qui s'est passé aujourd'hui waaw Pape Cheikh gannaaw moom la nuyu ñu nekk ci plateau bi nuyu téléspectateurs comme ni ñu koy defee tey maa ngi woon ci match bi rek tey de yéen comme ni ñu koy waxee 15 millions tey 15 millions de sénégalais bari na ci. mën naa wax carrière dafa neex de nii. xaaj bi yëpp ñu ngi doon supporter ki nga xamante ni mooy Sadio Mané en tout cas tey mu nekk pour une première fois. sagam maa ko bàyyi di nga ko bàyyi. waaw Ndiaye. dañ la ko wax loo wala. Ndiaye waxal. xam na ma daan defee star en ligne ñi lay toogee. temps ya may xew. Serigne Touba yaa nga ca dama. ndogo ma fenn. temps ya may xew temps SO Tourbel ak star en ligne ñi laa mel. pour man maa moom réew mi demal nga ni Sadio Mané waaw ak gën foog seetaane waaw bu image yi bu jotee mën nañu ko won tey Sadio Mané en tout cas marqué na histoire aussi footballu Sénégal li ci gën a am solo malgré la défaite bi nga xamante ni Liverpool am na ko ci kanamu ñi nga xamante ni mooy Real de Madrid 3-1 mais li ci mën a jàpp ñun sénégalais yi mooy Sadio Mané marqué na histoire déjà mu nekk premier joueur sénégalais en activité bu jouer finale Ligue des Champions ba pare nekk premier joueur sénégalais en plus bu dugal te en plus tey sax mënoon na gën a neex na te amaat na fa beneen balu poto bu nga xamante ni tamit li ñu lay wax ni la Sénégal ci soo suuf benn instant tolloon na moment yi nga xamante dafa mel ni Sénégal finale coupe du monde la joué en tout cas fierté la gis nañu message yi mu joxe woon avant li nga xamante ni mooy finale bi jox na ay may yu bari waa dëkkam ngir ñu supporter que waaye da doon représenté bu baax non seulement Sénégal mais Afrique ndaxte yombul nga gis ki nga xamante ni mooy Sénégal en même temps Sénégal di participer li nga xamante ni mooy coupe du monde bi ñëpp di ko xaar mu génn ci ak jàmm nag surtout parce que ñëpp tamit ñi ngi doon gën a supporter Sadio mais ñi ngi doon xalaat au moins blessure yi ndaxte tey boo gisee match bi premier mi-temps bi dafa nekkoon match bu nga xamante ni match technique la woon mais ñi gënoon xaar ci deuxième mi-temps bi ci la match bi ubbeeku ñii di waa Real de Madrid naa di nax sax mën naa jàpp ñi nga xamante ni mooy Liverpool mais beneen déception bi nga xamante ni Afrique bi yëpp am nañ ko tey mooy blessure Mohamed Salah ndaxte ki nga xamante ni Sergio Ramos daf ko daal di gaañ mu blessure boobu nag tey information bi ñu ci njëkk a jot waa BBC ñoo ko joxe ñu ne ñoom yaakaaruñu ki nga xamante ne mooy Salah yaakaaruñu waaw pour le moment c'est pas encore yaakaaruñu ñu bokk ci parce que sinon bu dee dëgg la Mame Fatou Ndoye dina xam non ñi xam kay dina bari parce que déjà waa Égypte moom lañ yaakaar moo leen jox seen qualification bi nga xamante ne mën nañu jàpp ni ay at ci ginnaaw 34 ans après ñoom ñu ñëw ren dem ci mondial bi ki nga xamante ni moo leen ko jox naru ci participer nekkul li nga xamante ni luy neex ñi nga xamante ni mooy égyptiens yi mu ngoog c'est tout waaw en tout cas tey loolu moo nekkoon li nga xam ne mooy information bi nga xam ne moom la ñëpp doon xaar tey mooy finale Ligue des Champions déception la wëy parce que Sadio Mané jëlul li nga xamante mooy trophée bi mais li nga xamante ni gën nañ ko jàpp tamit ñun sénégalais yi ñu am ci mbégte mooy bii bi mu dugal mu nekk un but bu nga xam c'est historique mu ngoog Matar Ba ministre des sports semaine prochaine dina nekk invité quartier général balaa muy dem Russie puisqu'on a tellement envie de parler sport
sport on a envie de parler foot ak taxawaayu Sénégal mais en même temps yeneen disciplines yi donc toutes vos questions concernant évolution sport bu Sénégal n'hésitez pas envoyez-nous tout ci suñu page Facebook merci Mamadou Ndiaye ñu ngi lay gërëm bu baax mën ngaa ñibbi de ndax xam naa ni fi mu ne dangaa gàllu goose gàllu goose mooy laati kaaf Alfi demal nga togg te nga may bijou si ak Mado dañoo war a toog dibiteri ba ko waaw demal nga installé kii bi ne ni maa ngi jug nii parce que xiif bi day xaw di yéeg ni nga toogee surtout kii bi da ngay xiifaale Ahmed Khalifa Niass moo war a ñëw demal maa ngi dem defar demal mu ngoog merci on va parler maintenant du festival Salam ñu fàttaliwaat leen ni actuellement programme baa ngay am ca Grand Théâtre di ngeen ko mën a dund El Hadj Mbaye Garmi ak ki nga xam ne ni mooy Cheikh Thierno Ndiaye ñu ngi leen di nuyu tey ji foofu ca Grand Théâtre ci waxtu wi Aïda Faye mu baay Modou Galas Mbaye Ndim Sène Ndiogo Afia Alioune Badara Ndiaye Abdoulaye Mboup bu Canaba ak yeneen surprise ñoo am foofu ca Grand Théâtre même bu ngeen ñu déggul élage na biir bu ko defee ñu mën a xam nu programme bi tëddee foofu ca Grand Théâtre juste vous rappeler que bu leen neexee itam ngeen di zappé di seetaan TFM ak fi nga xamee ni mooy TFM religion puisque programme bi ñoo ngi ko fay amal en direct mais en même temps dara du leen ump ci mbir mi puisque ci biir quartier général bi itam de temps en temps daañu soobu dem foofu ca Grand Théâtre pour ngeen dund la fay am tey ci festival Salam bi la nga xamee ni mu ngi nar a jeex le 1er juin El Hadj Mbaye Garmi ak Cheikh Thierno Ndiaye ñu ngi leen di nuyu. awoon teg fa tànkam ak ku mu wóolarante woon Ndeye Fatou jàppoon ak ñooñu ba yokk ko buñ jógee ci Ndeye Fatou Mamadou age Mamadou buñ jógee ci Ndeye Fatou ñan ñu ngi jëm ci ay bay ki nga xam ni age di Cheybaan mi nga xam ni tey moo jógee Nigéria doomam lañ ko tuddee kooku mooy ki tubloo ay million wu doomu aadama million doomu aadama boo ko tuubalee jiyaat na kooku mooy Aïda waaye dafa am adresse buñ ne Aïda yëpp jóg taxaw ñu ne Aïda Faye Aïda yëpp jóg taxaw ñu ne Aïda yem fa ñëpp taxaw te buñ ne mu bàyyi ñëpp toog jërëjëf Cheikh Thierno ñu ngi nuy xamal ne tubaarkàlla ñu ngi tabbi nag ci li nga xam ne nii moom mooy commencement bi nga xamee ne nii Alioune Badara moo ci topp ak ki nga xam ne mooy Cheikh Diop Mbaye ak ki nga xam ne kii mooy Ndiogo Afia mooy ñett yi nga xam ne nii ñoom ñoo war a tabbi kon ñu ngi jëm ci kan sunu xarit ñu ngi jëm nag ci le coordinateur national ñu ngi jëm ci koo xam ne clé tubaarkàlla moom ci boppam moo war a ubbi ki nga xam ne kii mooy festival Ya Salam war leen wax nag ci kan la ñu war a tabbi kooku dëgg-dëgg mooy Abdoul Aziz Mame Fama kon Abdoul Aziz Mame Fama maa ngi lay nuyu. bu fekkee possible na ñu mën a commenter li nga xam ne ni moo fay am nii donc programme bi tey ci waxtu wi ñuy waxee ak yéen ku mel ni Aïda Faye mu bàyyi dina fa Sikar Modou Galas Mbaye Ndim Sène Ndiogu Afia Alioune Badara Ndiaye Zikrula ak ki nga xam ne ni mooy Abdoulaye Mboup bu Ceneba ak yeneen i kàngam yoo xam ne ni ràññee nañu leen ci yoonu l'islam fii ci Sénégal donc gis ngeen toogaay bi ni mu yiwee ak ni mu sellee ren nag particularité festival Salam bi defe naa xam ngeen ko dëkk bi ñu invité mooy dëkku Erdogan di Turquie nag nekk dëkk boo xam ne dafa bëri lool ay doomi Sénégal foofu ña fa ne ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel ndax bëri nañ fay soppee kullu koo xam ne rek yaa ngi seetaan télévision Futur Média ca dëkk boobule di Turquie xanaa fàttaliwaat leen rek ni festival Salam entrée libre la bu ñu noppee nag tey samedi bi ëllëg festival bi dina nekk fi nga xam ne ni moo di terrain Akapes bu Parcelles Assainies entrée la bu kenn dul fay dara lundi ñu jëm stade Caroline Faye bu Mbour et puis dina am plateau bu exceptionnel bu ñu leen di présenter mardi 29 mai le 30 mai incha allah mercredi prochain daañu nekk théâtre national Daniel Sorano et puis vendredi 21 juin clôture bi dañu ko amal ci boulevard Général de Gaulle sànq ñu ngi wax ak Aïssatou Paye Fall ni festival bi tax na ba lëkkaloo am ci diggante ñaari université benn bi ma nga nekk Amérique ca Caroline du Nord bi ci topp di université Cheikh Anta Diop ñu fay waaj a nas grâce ak festival bile département religion ak lépp lu jëm ci wàllu spiritualité Aïssatou Paye Fall. waaw Baye Cheikh ni nga ko waxee noonu la universitaires yi mooy waa université Cheikh Anta Diop ak ñi nga xamante ne mooy délégation bi jóge université Caroline du Nord lëkkaloog
président Youssou Ndour bi nga xamante ne moo am initiative Festival Salam ministère de la culture ak waa recteur bu université Cheikh Anta Diop ñu nar a amal nag ay journée de réflexion rek ngir xool lan mooy pertinence su taxawal benn département boo xamante ne day taxaw ci wàllum religion ak spiritualité démb nag la ñu amaloon cérémonie boobu noonu foofule ca Wark ca Fann Résidence mu tombeel en même temps ouverture au Festival Salam ñu teewlu leen xool lan lañ fa doon waxtaane. Il n'y a pas besoin de dresser un plaidoyer pour un tel département. Il s'impose aujourd'hui. lu tax mbir mi am solo. Pour nous, université, en effet. jëmmal ab département fii ci université Cheikh Anta Diop boo xam ne wàllu diine ak spiritualité moo koy tax a jóg lu ni mel yaakaar naa solo si foo ko natt weesu na ko ndax lii urgence la nekk fii ci université booy xool lu ni mel daf fi manqué. Festival Salam bokk na si li tax ñu bëgg dëgmal taxawal itam li nga xamante ne mooy département bu religion ak spiritualité ndax Festival Salam lu am solo la. Vous pouvez être fier d'avoir engagé ce festival. mbégte rek laa am di amal festival bi si jamono ji nga xamante ni symposium bi tamit mu ngi am mu nekk symposium bi nga xamante ni ñoo ngi ciy waxtaanee benn question boo xam ne bu am solo la loolu nag jar na nag ñu ubbi li nga xamante ne mooy département buy toppatoo lépp luy question religieuse lépp lu jëm ci wàllu diine. yéen a ngi def seen i kéem kattan di bàyyi xel bu baax si li nga xam ne mooy këru diine yi lépp nag ci wàllu musique nga koy gën a fësalee. président Youssou Ndour moom ne festival bi am na njëriñ ndax ubbeeku na bu baax ci bitim réew ak yeneen i mbir yoo xamante ne mi ngi koy def fii si biir Sénégal. parce que notre démarche nous c'est d'abord une ñun nag suñu doxalin booy xool dañuy indi suñu wàll rek ci débat bi nga xamante ne moo aju ci wàllu diine gi ci àdduna wërngal képp ñun dañoo jàpp ne comme ñi nga xamante ne ñoom ñooy jël rek di jéem a nasaxal suñu deru diine ñun nag moyens yooyu ñu nga xamante ne ñoom la ñuy jël moom la ñuy jël ñun itam utiliser ko ngir nag mën a dooleel diine ji dinañu utiliser lu ci mel ne cinéma musique waaye tamit lépp loo xamante ne visuel la ngir nag taxaw bu baax ñu nit suñu diine suñu musique mën na dem fu ne te booy xool diine gi nag mën na jëriñ àdduna wërngal këpp. njiitu délégation américaine bi jóge université Caroline du Nord gis ne lu am solo la ñu sanc département bi nu mel ndax nag njëriñ li dina wal ba ci biir citoyens yi. La mise en place de ce centre est très importante pour ñun ñu taxawal nag ab département bu jëm nag ci wàll wi dafa nekk lu am solo ci Sénégal rawatina sax dafa soxal lii du àdduna bi njàngum diine bu ñu gisee ni nga xam ne noonu la ñu wuutee këru diine yi daal di bëri ci njàngale nag ñi nga xam ne ñoo nekk askan wi ci wàllu doxalinu société ñi nga xam ne nag ñooy njiit yi war nañoo génne seen i xam-xam ak li nga xam ne mooy seen yoon nit ñi daal di koy mën a xam ci jamono jooju ci wàllu formation ak communication ci université yi daal di jàngal bu baax ñi di askan wi. ci diiru nag ñaari fan lu jàpp altine ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai ay rencontre ak ay échange yu am solo dañ ko def rek ngir xool ban yoon bu gën a baax dañu war a jaar ngir sanc mu ngoog du ay jàng rek ak i cant dañ cee boole ay waxtaan yoo xam ne ni ay panel ak it ay borom xam-xam ngir jéem rek di indi yoo xam ne ni mën na gën di ñoñal ak rafetal image yu diine ji ndax am na ñu bëri ñoo xam ne ni par parloo moo leen yóbbee ci xalaat ni ñaawteef am na ci alors que islam moom équivalent su paix la. waaw mooy comme ni nga ko waxee rek islam équivalent su paix tolérance entraide solidarité mu nekk ay jëf yoo xamante ne ci weeru koor bi lañ koy gën a fësal naam saa su ne war nañu dundee noonu donc comme niñ ko gisee nii rek mu nekk ay waxtaan Baye Cheikh pour xool naka buñ doon taxawal tey département boobule financement bi naka lay demee nuñ koy sancee yan maanaam matière yeeg yooyu naka lay demee pour jàngale bi donc si loolu la ñuy taxaw ngir rek réflexion yooyu ñu amal ko si diiru ñaari fan pour xool comme ni ma ko waxee woon rek modalité de mise en œuvre bi mu lëkkaloo nag ak ouverture au festival Salam ren ñu jël thème de paix maanaam salaam
boo leen xoolee sax bus bi nga xamante ne moom la ñi ànd ak président Youssou Ndour dugg bus bi salaam lañ si bind mu nekk firnde wane loo xamante ne defe naa ne soxla nañ ko ci jamono ji ñu toll surtout fii si suñu dëkk bi di Sénégal nga xamante ne y a beaucoup de fronts en ébullition mi maanaam ci wàllum éducation ci wàllum santé donc ci ouverture bi ni président Youssou Ndour lancé si un appel de la paix ndax defe naa ne ci jàmm rek la lépp xaj jàmm si la xale yi mën a dund bu waxtaan amee ba déggu am bu jàmm amee defe naa tamit ci wàllum santé ni yëngatu yi bëri woon defe naa ne si la médecins yi mën a faj seen ay patients ci jàmm daal maanaam si la lépp xaj donc festival Salam ba ibbi démb ñu nax ko wëyal ci diiru une semaine et voilà donc je dis bonne continuation au festival Salam Baye Cheikh. Voilà, et vous êtes en train en même temps de voir ce qui se passe actuellement fi nga xamante ni moo di Grand Théâtre National pour festival Salam ak ñi fa nekk tey ci guddi gi. Merci Aïssatou Paye Fall puisque ñun lépp la ñuy waxtaanee dañuy tàmbali ak sujet bu am solo boo xam ne Dieynaba Seydou Ba moom nga ñu indil laataa ñuy tukki dem ci ñaari dëkk bu ca kanamee ak Bijou si je rappelle que dinañu dem Pire am na dëkk boo xamante ni ñoom jafe-jafe ndox la ñuy am ndax ndox muy jóge ci teen bu baaxul la ñuy naan ñoom jàmbat nañu ko ci télé bi dinañ ko waxtaan ak yéen bu ca kanamee daañu dem tamit Ndar fekk fa jigéenu jàmbaar ak Fati Dieng mu Moudou Fall mais en attendant Dieynaba Seydou Ba dafa am lu tubaab tuddee syndic mu am defe naa ci immeuble boo xam ne ay nit a fa loué si je ne me trompe yu loué wala yu jënd ak lu mu ci mënti doon dafa nekk loo xamante ni lu war la ci dëkkuwaay bi nga xamante ni ñëpp a ko bokk soo seetloo bu baax Pape Cheikh boo demee Europe wala nga dem États-Unis ci immeuble yi nga xamante ni nit yi ñu ngi koy rek daal di dëkk da ngay gis fu ñu nga xamante ne conciergerie la ñu koy woowee donc benn concierge moo fay nekk en permanence di yër li nga xamante ni moom moo nekk ci biir immeuble bi loolu bokk na ci li nga xamante ni syndic moo koy rek daal di lijjanti moo tax nag pour gën a comprendre lan mooy syndic lan mooy rôle am ngir rek daal di gën a dalal ñi nga xamante ni ñoo dëkk ci appartement yi dañ ciy ànd ak Mahi Wane moom nag mooy yor moom mooy directeur général donc Sablus service parce que ñoom ñoo bokk nañu ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo amal syndic fii nii ci Sénégal ñu déglu ko ñëwaat. syndic buñ ko bëggoon tekki ci wolof bon j'ai pas le mot en wolof mais boo ko bëggee tekki mooy naka la ñu tënkee naka la ñu organiser dëkkuwaay yi ci immeuble yi bon am na sax syndic li ñuy wax syndic horizontal mooy ay kër yu bëri yu ñu boole nekk ci benn cité mais ni ñu ko gënee xam moom mooy organiser dëkkuwaay dans un immeuble donc loolu syndic nan lañ koy tënkee nan lañ koy organiser. mais loolu bëriwul Sénégal dafa mel ni. lu bees la fi dafay doog a yegg si donc Sénégal tàmmuñu woon di dëkku immeuble donc dëkkandoo en cohabitation comme on dit verticale mais loolu dafa nekk loo xam ne maintenant c'est nouveau alors loolu dafay indi yeneen xalaat yeneen réflexion ou yeneen nécessité d'organisation xam nga boo dëkkee yow kenn sa kër déjà da ngay ne fii sama kër la donc je m'occupe de ma maison mbeddum buur la donc buur toppatoo ko mais dans le cadre d'une cohabitation verticale dëkk ci appartement mënoo réfléchir noonu parce que sa appartement ngay dëkk ki nga jaakaar lool yéen a bokk dëkk donc li ngeen xam ne yéen a ko bokk mooy partie commune yi jëm na ci buntu bi ngay duggee jëm na ci escalier yi jëm na ci parking bi jëm na ci réservoir d'eau bi ngeen bokk jëm na ci groupe électrogène bi ngeen bokk ascenseur bi tout un tas de choses yoo xam ne yéen a ko bokk te loolu bu amul mënu leen dëkk ci résidence bi maintenant loolu mooy problématique cohabitation dans les immeubles et ça c'est quelque chose c'est une question qui doit être adressée dañ ko war a dénk ñoo xam ne loolu mooy seen liggéey pour ñu toppatoo ko xam nga da ngay dëkk ci benn immeuble boo réfléchir boo amee réflexion bu courte ne man sama kër rek laay toppatoo jël nga risque boo xam ne mesuré woo ko suñu organisé wul partie commune man dinaa dugg sama kër ma dajeek benn waay ci buntu bi muy dugg bu dee man sama kër rek laay toppatoo damay ni kii peut-être kër Ndiaga la jëm wala kër Matal la jëm wala kër Abi alors que kooku ku ko gis chacun fait la même réflexion se dit que bon je m'en occupe pas jëmul sama kër mais vous vous exposez parce que kooku mën na dem ci kër gu ne mën na def lu ne ci immeuble bi donc xat na xat boo xam ne il y a une nécessité fondamentale de l'organiser en cas où on est dans une situation de copropriété maanaam dañu am ay dëkkandoo yu ba ñoo xam dañuy jënd man dama jënd Dieynaba dafa jënd keneen ak keneen dañu jënd donc on est des copropriétaires loolu droit tënk na ko ci règlement de copropriété syndic wax na nan la ñuy cotiser nan la ñuy dem na ba calculer wax nan la ñuy calculer cotisation yi dem na ba ci sax nee na nit sàngam
bu bañee cotiser am na yoon may na ba ñu dem ba teg hypothèque ci appartement am maanaam ba moom tey bu bëggoon tey di génn du génn tant que fayul lam deseel yoreel Sénégal bi donc seen dafay doon une entité autonome boo xam ne moom mooy toppatoo loolu dans le cadre des copropriétés mooy premier cas bi. deuxième cas bi mooy la ëpp Sénégal mooy ni dafay tabax immeuble am loué ay appartement kooku ci bi muy tënk luwaas bi war na génne élément yu leer yu wane luwaas bi dafa am partie boo xam ne moom moo ko moom am loo xam ne charge la li ñu woowee les charges de copropriété moom la ñuy jël def ko ci maanaam comme si on disait caisse commune que les gens puissent à partir de cette caisse payer les dépenses qui administre la partie commune. am na fi ñu bëri ñoo xam ne tey boo jëndee appartement dans un immeuble nga dem ba bu ko jaayaat jafe na nga jaay ko su dee immeuble bi ki ñëw di ko jënd gis na ne fii c'est pas tenu tu fais pas de plus-value tu fais de moins-value di nga ko jëndee temps mais bés boo koy jaayaat doo ci am la nga ci defoon parce que nit ñi li leen intéressé en réalité bu ñu jënd mooy naka la ñuy organiser pàcc bi nga xam ne ñëpp ko bokk. voilà mu nekkoon Mahi Yaaya Wan waaw Yaaya Wan la bàyyam tudd tabax na école Parcelles. ak Caawan la bokkal juste ak Seli Wan. demal ci liggéey bi nag ak Abbas procureur. donc Mahi mu mel ni kon Mahi Wan Pape Cheikh xam na ko bu baax nee na papam tabax na kon école ca Parcelles. donc Mahi tamit nekk ci tabax kon Pape Cheikh gis ngeen li mu wax par rapport ak syndic mu nekk lu am solo li nga xamante ni war nañ ko mën a indi ci appartement ak ci immeuble yi nga xamante ni ñu ngi koy rek daal di dëkk dégg ngeen ko lu mu wax nee na bu nekkee ay nit dañoo jënd ay appartement ci immeuble dañoo war a organiser wu de telle façon que ne que partie commune yi ñoom ñooy cotiser di ko jël en charge parce que ku nga xamante ni ñoom ñoo bokk benn suppresseur bi nga xamante ni moom mooy yéegal ndox mi wala ñi nga xamante ni ñoom ñoo sekk couloir yi wala ñi nga xamante ni ñoom ñoo bokk mbànn mi nga xamante ni moom mooy nekk ci kaw di leen jox ndox ak lu jëm ci wàllum groupe électrogène ak yu ni mel donc faw ñu organisation bi nga xamante ni ñoom ñoo koy jëlandoo di ko rek jëlandoo en charge loolu ñu tënk ko ci syndic mais li ñu seetlu fii nii Pape Cheikh fii ci Sénégal mooy lu gën a bëri amuñu culture syndic da ngay dem ci ay immeuble yi nga xamante ni biir appartement yi ku ci nekk da ngay seetal sa appartement seetal sa buntu kër waaye couloir yi day mel ni musiba voilà loolu alors que yow ci immeuble bi nga dëkk ci immeuble bi ci yaa ngi wax boppam lu garaaw waa ci immeuble bi loolu dañ koy gis parce que fa nekk li nga xamante ni dañ koy dund da ngay gis koo xamante ni immeuble bu rafet vraiment la ñuy dëkk ku ci nekk sa appartement yaa ngi koy gérer di ko bale di ko fobeere di ko raxas di ko cuuraay macha allah ba mu baax mais boo demee ba ci escalier yi rek nga bëgg a wàccu parce que escalier yi duñ ko toppatoo wala lampe bi grillé na wala par exemple buntu kër gi duñu ko defar te loolu ku nekk da ngay prêcher pour sa paroisse quoi pour sa yow fi nga dëkk rek alors que immeuble bi yéen a ko bokk alors que immeuble bi yéen a ko bokk ak dëkkandoo day dugg dëkkandoo voilà xam nga foofu dugg na fa te pourtant ñu ci gën a bari dañ ñaan man sama buntu kër rek laay toppatoo loolu moo tax partie commune yi nga xamante ni ñi nekk ci appartement yi ñoom ñëpp koy sekk faw ñu daal di koy organiser joxe na exemple ci location bu nekkee benn immeuble la am ñu bëri dëkk seen appartement loué ko dañoo war a def ci ndorteel la ñuy duppee kon règlement intérieur bu immeuble bi maanaam li nga xamante ni dañ koy nangu ak li nga xam ne duñ ko nangu waaye lu jëm aussi ci syndic bi ci wàllum location bi il faut que borom kër gi daal di nangu tekk ci dara pour mën a jël en charge partie commune yi nga xamante ni ci ay responsabilités am la nekk mais loolu mën na ko jël ci location bu nekkee par exemple immeuble bi ñi fa dëkk dañoo jënd appartement bi loolu mën nañ ko dénk par exemple ñi yëngu ci wàllum syndic ngir ñoom ñu toppatoo cotisation yi xool nañuy rek daal di defaree kër gi ba macha allah lépp lu jëm ci wàllum àq wala lépp lu jëm ci wàllum ñàkk réero kon dafay rek daal di nekk lu fa dul am donc am na lu bëri lu ñu mën a jàpp ci mbir mi mais li ci gën a am solo mooy na nit yi bàyyi xel ne nit yi bu ñu dëkkee dañoo war di waxtaan dañoo war di dóorandoo dañoo war di xàccandoo voilà loolu la ko waral mooy bu ñu dëkkandoowee ñu mën a organiser wu de telle façon que ne que kenn du lor sa morom te incha allah xam naa ci peut-être quartier général bi ñu dëgmal bi ñu nar a def ci beneen pàcc danañu ñëw ci yu sew yi nga xamante ni mi ngi am ci diggante ay dëkkandoo te peut-être amaana nit yi duñ ko xam damay joxe rek benn exemple am na 23h bu jotee amoo droit dëbb bu nekkee da nga dëkk ci immeuble loolu dañ koy tere donc loolu tey mu neex de Alfi règlement intérieur bu kii da ko bu war a régir dëkkuwaay bi daf koy rek daal di tere kon yeneen ak yeneen yi nga xamante ni mi ngi ci mais Pape Cheikh nañu bàyyi xel ne ñi dëkk ci immeuble nañu joxante loxo daal di defar li nga xamante ne moom mooy partie commune parce que nit mën na la ñàkk respecté ci na muy rek duggee sa kër da muy duggee sa immeuble gis immeuble bi salté ga mu salté mu ñàkk la ci respecté bu dañu jël exemple rek rapidement immeuble yi nga xamante ñoom ñoo nekk HLM
wala immeuble yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk peut-être ci Sicap yi xam nga yooyu bu ñu amoon syndic amaana que nag immeuble yi du ñu délabré voilà état de délabrement bi nga xamante ni voilà. mais loolu bu nekkoon organisé wu nañu toppatoo partie commune yi comme par exemple nañu koy defee ci dëkk yu mag yi yaakaar naa kon alal bi danañ ko gën a mën a sàmm waaye aussi ña fa dëkk danañ gën a mën a voilà dund sentir ne ñoom ñi ngi ci dëkkuwaay bu baax donc voilà entretien voilà donc nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ñi nga xamante ni mënuñoo rek daal di toppatoo lu jëm ci wàllu syndic mën nañu rek daal di rapproché wu ci ñi nga xamante ni voilà ñoom ñoo ko mën comme ça ñu dimbali leen mettre leen en place ay règlement intérieur di nga xamante ni moom moo nekk ci immeuble yi parce que Pape Cheikh loo gis il faut moom règlement intérieur parce que boo demee école lañ leen njëkk a signaloo mooy sa règlement intérieur boo ñëwee ci entreprise dañ naan la entreprise bi lii moom mooy règlement intérieur kon dëkkuwaay bu nekkee da nga koy jënd wala da nga koy rek daal di louer mais mu nekk alal bi nga xamante ni da nga koy bokk ak ñeneen parce que bu nekkee immeuble bi ngay jënd dafa am titre foncier collectif mais yow sa appartement bi nga am titre foncier individuel la yaa ko moom mais li nga xamante ni yéen ñëpp a ko bokk dangeen ko war a sàmm donc incha allah danañ ci rek daal di dellu siwaat pour wax yu sew yi nga xamante ni moom mooy dox ci diggante ay dëkkandoo yu dëkk kon ci même palier wala même immeuble yu ñu war a mën a moytandiku voilà parce que àqu dëkkandoo moom dafa doy waar c'est vrai que keroog Oustaz wax nga ko donc nañu moytandiku yenn ci ay tooñ yoo xam ne dañu koy def sans ñu rendre ci compte te baaxut donc lépp loo xam ne ni jëm na ci dëkkandoo j'ai vu que am nañu ko def sax concept de campagne comme quoi dëkkandoo dafa am solo donc taxawaayu Dieynaba Seydou Ba ci dëkkuwaay ak dëkkandoo ay précision la yu am solo yoo xam ne dañu fay jaaree xam peut-être lu ñu xamul woon ci li ñu yoon may ak li ñu yoon mayul ci wàllu dëkkandoo merci minuit 10 mooy doog a jot ci kanam tuuti ñu recevoir Ahmed Khalifa Niass wala docteur ak Ahmed Khalifa Niass fàttaliwaat leen ni tey daf ñoo defalati honneur ñëw seet si ñu ci quartier général bi ngir ñu waxtaan ak moom ci ponk yu bëri surtout actualité yi lëmbee réew mi fii ñu tollu tembe waaye reportage yi itam dafa am solo ndax dafa bokk ci li tax quartier général nekk premier talk show fii ci Sénégal Fati Dieng ci jàmbaar yi ngay taseel jigéenu jàmbaar yooyu le am na ci koo xamee ni fekk nga ko dëkk buñ naan Saint-Louis. ñu naan Lodo ca ndax lañ ko fekk turam Pape Cheikh di Jimbi Silla mu am nag 55 ans juróom fukki at ak juróom borom këram tëdd feebar mu yor taabalam di ca jaay la muy jaay nag xebu ko Pape Cheikh ndaxte ci la yor njaboot gi bu jàppandee ñu doxantu ba gox bu ñu naan Lodo ca Ndar fekk fa ku ñu naan Ousseynou Diop mu defal ñu ci gëstu bi. xam na njàmbaarte soxna yi ñuy daan seeni doole saa su nekk ngir dimbali seeni njaboot ci quartier Lodo soxna si ku ñu fi ràññee la turam Jimi Silla toll ci juróom fukk ak juróom ci ay at moom ci lii lay yëngatu. man de gerte caaf laay jaay fii ak madd yeeg damay jaay jus itam ak gerte xoot ndax ma nekkoon ak fii sama yaay mooy sama goro ma nekkoon ak moom fii muy jaay fruit mu jaay fruit après nag moom mu bàyyi man ma continuer si gerte gi man di jaay. moom nag liggéey bi muy liggéey coono bu mag la ci àndal ak njàmbarte. bu ñu salaatoo lay jóg maak sama xale yi ñu boyal ñaari fourne xale yi di saaf man ma toog di tànn gerte gi ñuy saaf di saaf ba 8 heures jot ñoom dañu xëy dem liggéey man ma continuer man ak sama beneen doom bu ndaw nekk fa di defar liggéey yeggale liggéey kër gi daal après ma xëy si fii 9 heures laa fi xëy si bu ma xëy see 9 heures fi laay nekk ba gée ma wàcc. njaayum caaf mi si lay faj soxlaam di ci dëbal ngir kër gi soqaliku waaye tamit di ci teral borom këram. fi mu nekk nii lu ma jaay nii sama bopp laa koy def di si suturlu sama njaboot waaw lu ma am rek ci gerte gee ma ko may lu ma am rek maa ngi sant yàlla bu baax sant sama ñaari waajur di sant sama borom kër nga xam ne bu ma ko neexoon ni ma doo liggéey toogal ndax am na fi de waaye moom loolu dalu ko de daf ma bàyyi ni ma demal nga xëy wóolu ma nag. moom Jimi Silla xamle nag ni léegi saa day tar lool ci moom ba sax dépense da koy të. lu ne laa ci def ci kër gi lu ne kër gi moom suba su ma yeewoo dama leen see bégal wax dëgg yàlla dama leen see bégal dina am jamono yi nga xam ne day metti duñu am dara vacances duñu jaay duñu def dara duñu jaay për tuuti rek waaye nag lépp dana baax. soxna si liggéeyam ak koor gi na mu waroon a demeetu ko ndax nee na client yu ci bari gisatu leen. moom fi ñu toll nii aw ma dara jaay dara jaru fi ñu toll nii moom dara jaru dañ fi toog rek ngir yàlla toog rek pour client yi waaye koor gi moom affaire bi du dox. moom nag borom këram dafa feebar ay weer a ngi nii loolu moo gën a tax mu fonk liggéeyu njaayum gerte mi di ci jàppale kër gi. day liggéey waaye ba mu ñëwee fi dafa feebar toog liggéeyu
waaye ñoo ngi sant ay liggéey bi tamit moo tax ngay dund. ma ngi noonu waaw ndax bu may xëy dana ma ñaanal ni ma demal yàlla baax su ma ñëwee yàlla dana ma dimbali lu ma am bokk ak moom xeebalu ma ko dara xeebalu ma dara sonalu maat sama jëkkër maag moom suñu ñaari yaay bokk ndey ak baay sama mag la daal. Jimmy Sylla nag nee na li muy def du ci mës a jóg ndax këram si la ko yoree borom këram itam tawat mu ko ciy jàppale waaye nag dàqul sax ay nit jàppale ko ngir mu gën a soqaliku. ku ma jàppale dama jël man ak sama xarit bii ma dendal sama xarit bii maa ngi moom ku ñu jàppale dañu jël ndax ñun dañuy liggéey rek la ñu xam waaw daan suñu toole rek la ñu xam xamuñu leneen. mu ngoog ñu ngi woon dëkk bu ñu naan Lodo ca Ndar. waaw fekk fa Jimbi Sylla. gox jigéenu jàmbaar la dëkk Aïssatou Paye waaw exemple la parmi tant d'autres femmes yi nekk fi ci dëkk bi. exemple la Pape Cheikh ndax ni mu ko waxee xam nga dañu tekk jamono boo xam ne yaakaar naa féppay metti te ñëpp itam ñoom ñoo am ay jafe-jafe du ma ne sax ñëpp ngeen baal ma mais am na ñoo xam ne ci askan bi am nañu ay jafe-jafe ngir dundal seen njaboot moom nag bokk na ci mais taxul Pape Cheikh mun na yàcc na yasar xam naa ni kooku moom boo demee pour tous pour un bon ramadan lu baax lay doon ci moom macha allah muy soxna soo xamante ne si ni ñu ko waxee Pape Cheikh jàmbaar la am 55 ans jëkkëram borom këram tëdd feebar taxul itam mu tàllal loxoom di ñaan ndax gis nañ ñoo xam ne itam waaw dafa takk rek ndiggam yor taabalam di ci góorgóorlu di ci daan dooleem di ci faj ay soxlaam bu tawee ma nga fa bu naajee ma nga fa donc muy jigéen ñoo xamante ne si ay royukaay lañ dañ leen a war a fekk saa su nekk fa ñu nekk di leen wane di leen gën a encouragé kon Jimbi Sylla moom moo nekkoon suñu jàmbaaru tey ñu fekkoon ko ci gox bu ñu naan Lodo. voilà bu ñu continuer tukki bi dañuy dem dëkk bu ñu naan Pire ginnaaw ba ñu jógee fi nga xam ne ni mooy Ndar dëkku Mamadou Ndoye Bane nag Bijou Sy tey moom ci benn dëkk daal ñoom ñooy ñaxtu depuis sànq ci mot de quartier fan yii yëpp ñu ngi ñaxtu plutôt. alors fan yii yëpp ñu ngi ñaxtu Pape Cheikh comme ni nga ko waxee mais balaay boobu damay nuyoo rek juste ñiy seetaan waa plateau bi ak yow moom di ma lancer ci sujet bi li ngay wax tout le temps Sénégal yamul Dakar. c'est vrai mot de quartier mënuñu ko yamale juste Dakar suñu correspondant yi léeg-léeg dinañ dugg ci dëkk yi ñu nekk pour xool ñoom tam lan moo leen fa métti village bi ñuy dem mi ngi tudd Ndieye ñoom nag li leen dal dafa métti Pape Cheikh ndaxte ndox bu baax amuñu ko. seen jigéen yi ci ndox bi nga xamante ne bi ñuy utiliser ndox bu nekk ci benn teen boo xam ne baaxul bu fekkente ne bëgg nañu naan ndox bi seen jigéen yi dinañ jël 2 heures def moyen bu nekk pour jéem ko purifier bu ñu passé loolu courant amu fa hôpital amu fa donc li leen manqué yëpp dafa bëri ba ñoom daal ñu ngi ñaan que pour nit yi jàppale leen pour ñu jéem a mun a am yooyu yëpp nga xamante ne c'est des nécessités premières pour man ndox courant ak lépp loo xamante ne ci wàllu faju la jëm loo xamante ne c'est obligatoire pour ñëpp d'autant plus que mënuñu wax sax village bi dafa sori. non seulement c'est obligatoire mais c'est le minimum. c'est nécessaire en fait c'est un minimum. c'est un minimum pour dund bu normal te mënuñu fi wax tey dëkk bi dafa sori boo xamante ne mënuñu leen xëccal courant wala mënuñu leen xëccal ndox Pire bii la nekk donc ñu seetaan reportage bi nga xamante ne Cheikh Anta Diop def na ko ci ñëwaat. ñu ngi ci dëkk bii di Ndieye nekk ci commune Pire fii de askan wi sonn nañu lool rawatina jigéen ñi nga xamante ni dañuy toogaanu ci ñaari teen yi nga xamante ni mi ngi ci dëkk bi waaye nag ndox mi ciy génne xool ko si bët neexul rawatina jëfandikoo bi. bant yaa ngi nii am nay mbóot am nay wallax njaan dañ koy segg doo ko mën a naan sunu xale yaa ngi ni fit na nii bi ñuy ñëw ci fajar damaa takk mbaam mais taal sama lampe bi teg door a xam lu may mën a jukki ndax teen tamit nga koy tiim ci dëkk bu lëndëm këriis xam nga loolu wóorul jàppale leen sonn nañu tey yàlla tax. askanu Ndieye nee nañ lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram am nañ ci jafe-jafe ndaxte amuñu case de santé. xam nga ni lii case de santé bi dara baaxu ci jaar yeeg muus yeeg kaña yeeg lépp a fiy jur xolam mbalit yi dañ ko fiy jël. daa mat wi yee guddi amoo lu la yóbbu ngay takk saret après mën ngaa jur ci saret bi. ci yoon diggante yoonu Pire fii dafa sori. sama doom jàngee kee ca mbaam ma fi ne dama ko yóbbu ndax daa toll diggante biiram di métti waaye mi ngi Pire la nu jëm. dëkk bi amul courant mu nekk gàllankoor bu mag ci waa Ndieye. courant yaakaar naa ni bépp sénégalais war nga ko mën a am ndaxte fii ne toll nañu jamono joo xamante ni courant dafa bokk ci dund bi ndaxte booy jàng yaakaar naa boo demee ci sa dëkk fi ngay réviser say leçon ci sa biir kër amoo courant boo ko niitee ay sondeel ngay taal te loolu yow xam nga conséquences yi ci nekk. xale yi dañuy dox ba dogandu ñii di dem Pire ñii dem Cawaare ñii di dem Njëgëj waaw
te école war nañ koo mën a am. fii ci Ndieye daanaka dugub it jafe na lool ñoom sax ñu ngi ciy sàkku ci programme bi ñuy duppee PUDC ñu dugal leen ci. voilà li bi ju tàmbalee léegi nii la ñuy waxaat ni Sénégal du Dakar kese. voilà yenn saa yi nga dem ci dëkk bu xaw a sori ak Dakar da ngay jaaxle da ngay foog ni yaa ngi 1930. non ba pare fii sori bu tax ñuy wax loolu moo ma ci gën a jaaxal ndax région de Thiès la nekk. mi ngi biir Pire donc Pire sori bu tax ñuy wax boo fa dee dem boo defee 2 heures wala 3 heures maximum ni nga egg. ñu mën a xalaat ne loolu mi ngi nii à côté ba pare ñoom ñu ne tey amuñu ndox boo xamante ne moom lañ tuddee eau potable boo mën a tijji sa robinet xelli naan. te dara du la ci fekk foog nga jël toog di ci def ay eau de javel ak méthode bu nekk nga def ko ci pour purifier ko courant amuñu ko te courant moom c'est un minimum ba pare case de santé amuñu ko boo feebaree tey da ngay déplacé wu fu sori pour mën a faju donc nekkul loo xamante ne tey en 2018 mun nañ concevoir que lu normal la ci village bu nekk fii juste à côté donc ñoom li ñu bëgg rek mooy ñu jàppale leen ba ñu mën a am loolu nga xamante ne li may wax c'est nécessaire nga dolli ci ne c'est le minimum pour que nit ki war a mën a dund bu normal. et puis ñi jar a gërëm mooy doomu Sénégal yi nga xam ni xaaruñu gouvernement c'est-à-dire seen ay moyen bopp la ñuy jël di dugal ci dëkk yi ñu fekk baax am na ñu fekkoon France fii ci Sénégal moo dundooy ban mi for naa ci weewu béy am na ci ay villages yoo xamante ni may nga leen solaire yaa ngi leen di jàppale et c'est magnifique. d'accord dossier bi maîtriser naa ko parce que foofu laa dëkk te maa ngi yëngu ci politique bu baax a baax. da ngay wër maire yi. bàyyi maire ba àggaleeg sagoom rek. non maire ba sax ñoo on est ensemble actuellement nii. xam nga mais gis naa la nga fay def kam waaw parce que am na dëkk boo xam ne ñu ngi koy wax Mérina Sall ak dëkk bu ñuy wax Samaël may naa leen solaire ba semaine prochaine lañ ko war a monter. Médina Sall yaa mën a tooy Sall la sant Mérina Sall. Mérina Sall mais kii à ce qui concerne Ndieye am nañu ndox télé laa nekk am nañu robinet parce que journaliste bi def lii woo naa ko ni ko reportage bi c'est bien teen bi ma nga fa ndox mi lii lépp dëgg la lu am la ñiy population bi li ñu wax dëgg la mais dañ koy waroon a wax ni am nañu robinet mi ngi ci penc mi mais dafa des branchements sociaux yi ñoom dañoo war a dem SONES fay ñu indi leen ndox mi seen biir kër. mais est-ce que am nañ moyen pour fay tam xam nga parfois yow li ngay xeeb ne par exemple 1000 francs kese wala 2000 wala 5000 yomb na nit ki war na ko mën a fay parfois am na ñoo xamante ne 5000 bi pour ñu dajale ko ba mat c'est tout un problème. d'accord naa mais biir reportage bi dañ ko waroon a wax kat ñun kat robinet bi ñëw na mi ngi ci penc mi. mais amuñu ay moyens pour dugal robinet bi suñu biir kër yi. mais soo seetaanee reportage bi day mel ni dëkk ba amul robinet. mais dëkk ba am na robinet qualité ndox mu set mi aussi. dafa nekk lu am solo c'est que c'est inacceptable ban. kii Mamadou Ndoye Bane c'est actuellement 2018. nekk ci dëkk village bu nekk fii Pire. même pas 200 et quelques kilomètres. ñuy en 2018 autorité saa fi ñëwee dañu wax ni seen politique. ñoom pour ñu jàppale ñi nga xamante ne ñoo nekk dans d'autres régions ou bien yeneen localités yi mais en 2018 ñii amuñu poste de santé amuñu ndox mu set. c'est inacceptable donc bu fekkee autorité nga ci réew moom. mais juste une petite contribution xam nga peut-être juste une toute petite contribution xam nga lii yëpp lan moo koy indi ñàkk ndox meeg ñàkk courant bi c'est parce que bu ñuy dëkk du ñu def viabilisation. c'est-à-dire que booy dëkk ci dëkk tamit il faut nga def viabilisation maanaam nga xëcc fa ndox xëcc fa courant doo ko tabax. mais dëkk yi ñoom dëkk yi. mais loolu est-ce que Dakar sax ñu ngi koy def fii. si les gens viabilisent. mais am na côté yoo xamante ne nit yi dañuy ñëw jënd seen terrain rek commencer tabax. mais c'est parce que foofu noonu normalement boo defee sa lotissement mu nekk lotissement autorisé balaa ngay tabax da ngay viabiliser. waaw mais c'est que dëkk yi ay dëkk yu mag la yoo xam ni dëkk yi ëpp na 50 ans dëkk yooyu noonu. d'accord mairie ba ma ngay def lu mu mën. mais ndox programme courant voilà bërëbu fajukaay. waaw loolu dafa war a am non lu ko war a am la dëkk boobu dëkk bu mag la bokk na ci dëkk yi nga xam ni ay dëkk yu mag lañu ci ñi topp dañ leen a war a jàppale ci seen case. parce que man sénégalais lambda bi mënumaa xam viabilisation ak ñoom seen kan moo ko war a def. fan laa war a jaar. non on sait c'est pas que autorité ya fa nekk ñi ngi def lépp lu ñu mën parce que dëkk bi 2 ans yi ci ginnaaw amul woon ndox waaw dëkku cosaan la teen boobu ngeen gis ci leen doon naan mais ça fait maintenant depuis 1 an robinet ba ma nga ca dëkk ba problème bi ñu am mooy brancher ndox yi ci biir kër yi. c'est qui doit faire ça c'est l'État qui doit faire ça. non c'est que loolu nit ki yow soo fekkee ci dëkk ba nga dëkk nga soxla ndox yow yaa war a defar sa dossier yóbbu ko SONES ñu fay SONES indil la ndox mi sa biir kër. des fois dañuy yéex. c'est ça le problème mais du nag ndimbalu du melu commune bi. c'est-à-dire que du ndimbalu commune bi ndimbalu ay programme yu mel ni PUDC. voilà pour ñu mën a ñëw xàllil leen ay piste de production. defar leen ndox mu sell. xool solaire bi également ñu mën leen ko jox. voilà loolu mooy problème bi c'est que genre commune yi mel ni Pire amuñu doole.
amuñu ay revenu da leen état dooleel ko. voilà état bi moo leen war a dooleel. yuuxu naa ko fu ne. programme PUDC bi dafa war a dugg ca dëkk ba dugg Pire ba nit ñi yëg ci seen bopp mais nag xam nga dëkk yooyu moom lu ñu amul rek maire ba lañ koy daal di sëpp monsieur le maire. waaw mais parce que moom mooy représenté état ci seen kanam. loolu mooy yoon mais c'est vrai que bu ñu fi continuer mën nañu fanaan ci débat bi ndax y a tellement de mots de quartier de mots de commune de mots de région te bii daf ci bokk. la ngeen ni amul ndox ñun 89 bañ fa dëkkee ba léegi. question de priorité la. gis nga boo nekkee si réew nekk une autorité ñu fal la teg la si place nañ ko wax te day fii li ëpp si autorité yi seen village natal yi rek la ñuy toppatoo. te du noonu da nga war a yemale ñëpp nekk ndey ji seex te noonu lay tëddee mais ku nekk bu ñu la falee loo am rek nga ne sa village natal mooy ñuy njëkkee nangam. ñëpp ay sénégalais rek ñun ñëpp dañuy participer pour dans l'économie du pays. dañ leen jàppale ñu am ndox seen. effectivement en tout cas li ma mën a garanti mooy Pire y a plus de 65 villages. 65 villages. mën naa wax nii fii ci télé bi que ni 60 villages yi ndox mi dem na ba ci seen pénc mi. mi ngi ci digg dëkk mais xëcc ko dugal ko ci biir kër yi moom moo des te loolu mooy problème bi mu ngi bëgg a yàgg en tout cas loolu mooy en tout cas Ndoye Bane ñun wane nañ wax nga li nga xamante ne moom mooy problème mu Ndieye ci wàllu ndox bi yaakaar naa ne suñu ko seetaanee autorités yi xool ko fii aussi dinañ ci jéem a jóg pour bu fekkente ne population bi amuñu tey moyen pour dem ñoom tamit defar dossier xëcc ndox bi mu dugg seen kër parce que comme ni ma ko waxee tout à l'heure yow 1000 francs bi ngay xeeb ne du dara am na koo xamante ne tey 1000 francs bu ko gisee balaa mu koy gisati yàllaa xam donc ñu jàppale leen war a xëcc ndox bi mu egsi ba seen biir kër yi de ce fait ndox boo xamante ne eau souillée lañ koy tuddee li mën a indi ci ay feebar dafa bëri et que il faudrait que nga perdre temps bu bëri pour mun ko purifier ba mun ko utiliser donc buñ jugee ci loolu dimbali leen ci wàllum courant solaire naaj am na fi comme ni ma koy waxee Sénégal ñun tout le temps naaj bay ngi nii dañu bëgg a rey donc ñu utiliser ko et puis dimbali leen ci côté poste de santé yaakaar naa ni dina améliorer seen ay conditions. Voilà en tout cas message bi ma ciy bëgg a teg rek mooy l'État doit organiser tout cela pour permettre askan yëpp moo xam waa Dakar moo xam waa Pout moo xam waa Goxu Mbàcc moo xam waa Pire ku ne mën a profito ci baax-baax yi nga xam ne ni am na ci dëkk parce que c'est pas normal et puis retard baaxul ci état day gàllankoor réew ak askanam. et puis di remercier aussi Cheikh Anta Diop ak Latir Sey pour reportage bi. voilà ñu ngi lay gërëm bu baax ñu fas yéene nag accueillir docteur Ahmed Khalifa Niass le temps muy wàcc pour yegg si ci plateau bi ngir ñu waxtaanee yu bëri yoo xam ne ni ay ponk la yu ñu préparé tey ci quartier général bi j'aimerais nuyu Noura Mado ah. oui mooy tur bi de léegi na ñëpp di ko woowee Noura. donc maa ngi lay fay di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci plateau bi rawatina mbokku téléspectateurs yi xam naa bu ñu ko temps bi permettre rek comme ñi ngi dugg ci li nga xamante ne moom moo di dimanche minuit jot na d'habitude moom nañu ci koor gi la tombel mais c'est la fête des mamans donc on a eu à rencontrer benn directrice d'école kooku nag moom mooy borom la maison des anges moom itamit elle a fêté cela naka la ko defee rek mooy boole ñi nga xamante ne ñoom di élèves yi de CI jëm presque ba cycle secondaire bi invité seen ay parents ñu sargal seen yaay yi vraiment fàttali li nga xamante ne moom moo di solos ndey ci doom donc bu ñu ko temps bi permettre xam naa ni oui c'est demain inchallah bon aujourd'hui quoi bu daaw bi ñu ngi ko doon célébrer Mati Dieng ajatu Mati Carter demoon na maison des anges mais bi mu ñëwee problème bi mu amoon mooy mënul wax maison des anges voilà heureusement maison des anges kenn xamuloo nu mu ko doon waxee on a pris presque beaucoup de temps pour que Mati Dieng waxal ñu maison des anges donc maison des anges dañuy dem bu ca kanamee pour waxtaanee fête des mères ak Mado ñu ngi ànd ak Monogram Marianne. waaw ñu ngi ànd ak Monogram Pape Cheikh wax leen ni rek ñu ngi am ay agence yu toll ci 2000 boobu koñ boo dem di nga fa fekk suñu ay agence donc wéy leen di utiliser suñu ay service moo xam yónnee xaalis moo xam jot xaalis lépp rek Monogram moo ci gën a gaaw di wax ni service yi duy faral di panne Pape Cheikh moo tax moo jar a taamu ngir yeneen i leeral rek mën ngeen dugg ci suñu site bi di www.monogram.sn wala ngeen binduñu ci suñu page Facebook Monogram Facebook/Monogram ngir xam yeneen i leeral ci xéwal yi nga xamante ne moom la leen Monogram di xéwale Baye Cheikh. ñu accueillir nag docteur Ahmed Khalifa Niass tey ci quartier général bi ñu koy gërëm bu baax encore ci teewaay bi ñu amati mbégte Niass ñu ngi sant bu baax Niass macha allah le temps muy installé wu ñu jàll ci publicité yi et puis doog a dellu si tey ci jotaay bi ci quartier général premier talk show fii ci Sénégal à tout à l'heure